di bàyyi xel kër la ñu njëkk a tabax doogay wëri ndox ak ñoom seen ak ñi ci des te yaakaar naa ni war nañu mën a def aménagement ba mu leer ñu xam lu nekk fan lay nekk dinañu amaat it beneen événement du ñàkk si kanam tuuti boobu it ñu yaatal ko waaye comme maa ngi fi ak jibi daal nee na jib groupe Jim Aar la àndal dafa gum nañu ay single génne ay vidéo mu di lu am solo waaye benn rek man moo ma si wax sànq moo tax mu ñëwaat sama xel jibi gilla na moo si moom lu ko waral dafa mel ni yéen ñëpp daal gilli na moosi waaw gilli waaw bëggeel gi kiyal na leen de soxal na leen de waaw nga may ma ziyaare ñi ma fekk fii ci plateau bi ci mel ni sama papa Salif Bigué ndaxte ñun pël yi dañuy faral di wax naan mo yettaani sababu waawtaa yettude joomiraaɗo waaw ci diggante bi nga may ma nuyoon teg sama mbokki alpulaar yi di nga traduire soo pare xanaa ay so Allah jaɓi so Allah may bàyyi kon ci biir ture man ndimori so Allah jaɓi dinaa la defal li nga bëgg inchallah ay bandiraɓe musidɓe tedduɓe onon yeeɓiyankoɓe DTV ɗum gonɗon ene gonirɗon fof mi salmini goto fof inde muɗum e yettude mum wiide tan weltare hannde arde ɗo hannde e dingiral émission moɗon toi-même tu sais voilà loolu la dama ɗon nuyo rek may ma naa xam ndax gone gi dégg na abi lan la wax léegi nee na mbokk Haalpulaar yi koy seetaan yëpp ñoom ñi safoo TMTC di ko seetaan mu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam. ndax loolu nga wax. macha allah jërëjëf kon neex na pël bu rafet. waaw dinañ kon tradition dina yow man sama interprété yi nii sama gauche boo waxee rek bu ne leen ñett ma yem. ndeysaan waaw loolu dina am solo. waaw son bi nga xamante ne sànq yaa ngi koy wax ne mooy bi nga xamante ne moo mujj. ci li nga def mais dañuy gis ne thématique la boo xamante ne mën nañ ne artistes yëpp a koy woy di wàllu mbëggeel. d'accord justement xam nga mbëggeel la chacun ak ni mu koy woyee quoi. man ñëw ma di joxe la définition exacte de l'amour parce que soo ko doon joxe fi tey jii dinañ li amuñu définition exacte parce que étant complexe divers que varié mu ngi mel ni tey nga ne ma tey lan mooy développement mais lii nii c'est une histoire boo xam ne ñu bëri dund nañ ko parce que ça fait si mal dafay metti nga bëgg koo xam ne yow xamoo ndax kii dina la bëggante xanaa yow ngay waxal waaw mën na nekk waaw xam naa ne daal ñu bëri incha allah ñu bëri dinañ ci gis seen bopp te li ci gën a am solo ci woy wi mooy ne ko dañoo innover innovation mooy lan lii c'est en afrobeat xam nga parce que musicien alpulaar ci suñu génération bi bariwul bokk ñu koy def donc dans la vie ku yokkut da ngaa wàññi te ñaanuñu yàlla wàññi donc àdduna recherche la soo xoolee tamit ci côté texte yi tamit ki nekk Chine sax mën na ko toppaat voilà histoire aussi de permettre aux jeunes filles xam nga de pouvoir faire des vidéos challenge ci côté alpulaar yi juste rappeler une chose saa yi neɗɗo ko bandum il faudrait gars yi bàyyi xel bu baax ci terme boobu noonu neɗɗo ko bandum duñ ko jël rek ci ni dañ koy dàkkantele alpulaar yi Sénégal ñëpp benn bopp la kenn mënu ko xam voilà il y a une vingtaine de langues nationales c'est juste que ni il faudrait aussi gars yi jox encore un peu plus de visibilité ci yeneen làkk yi ci yeneen xeet yi parce que tey jii le Sénégal est riche en culture voilà woy wi loolu lay tekki te mais à la fin damay ñëw naan gilli ni mbili parce que au moins quand même il a retrouvé son âme sœur waaw loolu tamit neex na voilà donc grosso modo loolu la et puis on a joué sur les tenues cette africanité là parce que gis nga ñun lu ñu am. au-delà de la tenue gis naa sax ci instrumentaliste lee may seen. waaw macha allah lan la loolu. voilà leket la wala. yaa si la calebasse waaw roots back to the roots xam nga affaire yi tubaab yi tey jii li nga leen mën a yéem dëgg-dëgg li nga leen mën a impressionné mooy li nga am. waaw ñun on est très fiers de ce que nous avons nous sommes très fiers de ce que nous sommes. tey jii boo demee tey jii je vais vous donner un exemple autant pour moi un exemple patent El Hadj Baba Maal tey jii. Black Panthers en est une parfaite illustration. lan moo ko may quelques mots la woy rek. et ça fait le tour du monde. nañu fonk li ñu yor. nañu gëm li ñu doon identité. voilà ku nekk nag mën nga def li la neex faire de la musique c'est bon mais faire de la bonne musique encore c'est mieux. jërëjëf ci bi ma ñëw léegi si sama pël bu rafet bi ndax xool nga ko nag ndax nee nga pël bu rafet ñun xamoon nañu rafet mais yow xool nga ko abi léegi li nga xamante ne ni dund nga ko te am ko yëg-yëg si plateau bi parce que peut-être que ñun dañuy consommer son bi dinañu neex ak sonorité yi ñoom seen mais yow miy comprendre texte bi derrière le message bi nga xamante ne mu ngi koy véhiculer si biir texte bon message bu am solo la mais man au-delà du message bu muy véhiculer sax
lii exemple bu am solo la parce que ñun suñu culture Baaba Maal lañ ci gën a ràññatliku moom mooy jël pulaar yóbbu ko fu ne te fu mu dem pulaar lay way moom wayul beneen làkk lu mu way pulaar lay doon te ku ci nekk ci àdduna bi danga koy interpréter da ngay gis ku déggul pël sax di toppaat ci wayu Baaba Maal yi baat par baat di ko way mu doon loo xamante ne dafa am solo wax na ko léegi way am na solo neex na mais aussi jël si sa culture daal di koy gën a jëmal kanam yaakaar naa ni moo ëpp solo moo tax tey li mu way neex na yéen trop tamit nag da ngeen cee kii de. non ñaata xaal pulaar nga fi ñi gis toog est-ce que bokk ci sax. Souleymane Kane xaw naa ci laal. xaw nga ci laal kay parce que sànq yow it bu ma xoolee sant bi rek laa ne est-ce que moom bokk ci. Ndeye Aram ñaata xaal pulaar nga fi gis ñuy way te wayuñu pulaar ñaata xaal pulaar nga fi gis ñu ne la man pël laa te dégguma. dëgg la waaw mi ngi noonu kon boo gisee sa mbokk bu nga xam ni doon na ko ba pare dégg ko te di ko comprendre doo def lu dul da ngay kontaan rek. dëgg la monsieur Kane. waaw lu mu wax ni dëgg la parce que nit ki am na lu dul sa cosaan ak sa aada foo jëm fu ne da nga war a yóbbuwaale sa cosaan ak sa aada boo ko bàyyee ginnaaw li wolof di wax rek foo ànd boo yéeg fekk fa borom mu toog fa te ànd boo dem fekk fa borom da nga uti ànd balaa ngeen di wëri ànd nag nga yóbbu sa ànd ne leen mi ngi nii lii laa andi li sa ngoor wax la rendez-vous donné et du recevoir bu ñuy dem dafa ñu fa dafa am lu ñu war a yóbbaale waaye war ñu dem rek pour jëli andi kon li muy def nii dañ ko ciy gërëm di aussi ñaanal Djiby Sarr pël la wala Djiby Sarr séeréer wala. non bii du séeréer. wala Djiby Sarr ñàkk parce que Jooni bàyyi si ginnaaw. non du ma burkinabé comme ni ñu koy waxee. jéewi bi alpulaar bu laal lébu la. waaw mais ba tey rek comme ni mu waxee rek di ko encouragé bu baax a baax waaye tamit ñu wax leen tamit comme Aram pour tooñ leen rek ngeen wàññi tuuti ndax gars yi ne leen da ngeen a raciste trop. ñu ñëw si Ndiaga Ndiaye. Ndiaga Ndiaye man dañ ko wax sànq rek may ree j'espère que ki ñuy bind ci kaar bi du sa maam wala sa mbokk. du tout Ndiaye tombé quoi Ndiaga ak Ndiaye ñu tombé. waaw yow it noo gisee li nga xamante ne léegi Djiby defal nañu ko. Ben man li ma gën a retenir déjà mooy le message qu'il a lancé en disant que il est bon de faire la musique mais il est encore mieux de faire la bonne musique quoi donc message bu profond la et que li muy woy da nga koy yëg sa biir yaram quoi en tant que soxla nga nekk tukkuleur pour mën a atteindre quoi. c'est tellement profond le message aussi quand même. Père Sala. yow moom dalaa woy moom moo tax ma bàyyi la. xam naa dangay jeexal rek. joxaale ko dara. waaw xam nga dégguma sax li muy wax xam naa dégguma li muy wax waaye mi ngi wax lu baax. dëgg la. ndaxte wax ju neex dafay suuxatu dafay neex ci xol dama de keroog maanaam wayu neex day suuxatu xol waaye wayu naqari daal di xatee mag létti dang day metti bopp xam nga doo dégg li muy wax mais ñii tey bu ñu demee Europe di woy tubaab yi di fecc tubaab yi dégguñu li muy wax mais rythme bi la ñuy fecc ak musique bi te li mu wax léegi rek tey xoolal boo dee xool leket bi xam nga baro xalam la gën a mën ko guitare dañu am ay xale yoo xam ni ñi ngi yëkkati musique alpulaar parce que musique la rek quoi mais ku ci nekk am nga loo xam ne yaa ko moomal sa bopp parce que Sénégal muy sa identité tey Baaba Maal comme ni ma ko waxee tey moom mooy jaay musique alpulaar partout dans le monde tey bu ñu gisee xale yi mel ni tey ñu ñëw lii abi wax léegi dafa am solo di nga gis artiste boo xam ne alpulaar la mais du woy alpulaar olof lay woy tey ku wàcc sa ànd boo def fekk borom bu toog wala ànd boo toog sa day toj kon balaa càgg yóbbaale sa ànd nit li nga am rek nga mën a jaay xale yu mel ni bu ñu leen gisee encore ñuy def loolu di génne di jàppale mu am Baaba Maal ak ñoom Abou Djibaade ak ñeneen xam ne am na benn relève bu nekk ci suuf di ñëw ñoom dañuy kontaan parce que kenn bëggul sa cosaan di naax saay kon li ma leen di gën a encouragé rek mooy nanu gën a jàpp te xam ni musique amul dafa yaatu mbëggeel nag moom bu doon jëmm ju wàcc la dina am ñu ko teral de mais dina am ñu ko dóor ba mu dee mbëggeel def na loolu nit lu ne mbëggeel tax lu ñuy def nit lu ne it moo tax bu doon jëmm ju wàcc am na kër yoo xam fu duggee dinañ ko teral mais am na kër yoo xam fu duggee dañ koy dóor ba damm ko moo tax mbëggeel moom xol du màgget mag ñu njëkk yi sax xadoo ko na bëgg mag ñu njëkk yi photo rek nga leen di woon ñu bëgg seen bëgg moo taxoon mu sincère waaye xale yi léegi photocopie leen yor Djiby mu ñëwaat encore une fois ci source d'inspiration bi parce que tamit day am solo ñu koy fàttali du ñëpp ak ni nga xamante ni noonu la ñuy aborder musique comme ni nga ko waxee mais tamit day baax ñu xam yow si lan ngay xool pour mën a am inspiration pour les textes mais également sax ci li nga xamante ni mooy sonorité. waaw nga may ma remercier waat rek suñu papa Sall bii parce que mooy li ma doon wax rek. ku gërëmul sabab maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp. Arab baay bi may wax sama lu baax nga koy. waaye waxal ma lii dañ maa yóbbante de suñ ma ko waxut dina doy waar ndaxte sabab bi moom moo waral sabab bi ginnaaw yàlla moo ko faama donc nit su la defalee dara da nga koy wax ba àdduna bépp xam ko dafa bokk ci reconnaissance voilà justement pour revenir sa question ñun on est issu d'une famille griotte
Momo Toumane moom yaakaar naa ni waa Bundu ku leen gisul dégg nga leen di nuyu au passage sama mbokk Fuutankoobe yi donc ñun foofu la ñu jugee doon allier les deux à la fois c'est-à-dire les études ak li nga xam ne mooy musique aussi damay bëgg a def benn précision dafa am ce qu'on appelle l'artiste et le griot ce sont deux choses yoo xamante ne certes xaw na am kii tuuti mais dafa xaw am différence ñun nag ñaar yooyu lañ bëgg a boole bien que nag du yomb puisque tey gi nii wooy bi ngeen jot a dégg nii c'est du yella donc mais comme ni morceau bi ngeen dégg nii loolu c'est Jim Art en tant que tel c'est l'artiste du temps du griot du moderne maanaam ñun dañuy allier ñaari mooy lan artiste ak griot bon am naa sama bac en 2011 jóge foofu ñëw fii waaw comme xam nga rek Ndakaaru moom boo fi ñëwee li gars yi di wax da ngay bëkkante sa mbox fan nga jógee ñëw fii nee nga je viens de Goudiri à 115 kilomètres de Tambacounda dans le département de Goudiri voilà donc man côté boobu noonu xam nga rek foofu woy du la jaaxal parce que da ngay moment bi ñu la meññee sax da ngay dégg les notes de tu vois les sonorités qui battent sur le ventre de votre maman da nga koy dégg affaire yi di résonner léegi boo juddoo yeewu ci loolu ngay màgg macha allah donc léegi mais duñ fa yem parce que il suffit pas de dire que sama papa docteur la rek man automatiquement damay nekk docteur voilà dans la vie c'est des recherches il faut que yow li ngay def nga fonk ko am ci fulla di dem ku ci mel ni ñoom Baro ñu lay won yoon wi ainsi de suite ba keroog ngay àgg man ak sama jumeau Mass Samba Diop ma koy nuyu de passage sa jumeau moo toog nii waaw sama frère la mais suñu yàlla bëggee rek yàlla na ma yàlla bàyyi ak moom amiin waay yàlla lafal ñu cat waaw il est tout pour moi moom mooy man maay moom macha allah ak sama mission yu ñaaw lii dinañ dellu si waat si kanam tuuti du ñàkk ngir ñëwaat rek ci waxtaan bi wax si projet yi ak yeneen yi nga xamante ne ni mi ngi ci ginnaaw mais Djiby sànq ma déggee sa timbre baat am na keneen ku ma jox ma yaakaaroon ni sax da ngeen bokk donc du ñàkk xam naa ci kanam tuuti ñu gën a yaatal noonu la ñuy jaaree daal di def actualité de l'internet ak Hadissa. Alors, sur Yerim Post, acte de vandalisme sur les rails du train express régional. effectivement Ndeye Arame Touré lu doy waar moo am foofee nga xam ne moom mooy chantier yi nga xam ne fa la ñuy liggéeyee terre bi ndax foofu nag dañoo jàpp ni ay ferrailleurs ñoo fa nekk di jël li nga xamante ni si moo di boulon yi nga xam ni mooy permettre di serrer rail yi nga xam ne si la terre bi war a aw ñu koy sàcc. léegi nag selon benn témoin nee na dañoo fekk ñaari nit di sàcc bi ñu leen fekkee ñuy sàcc defulu leen dara lu dul dañoo nangu boulon yi bi ñu ko nangoo ba pare daal di bàyyi ñaar ñooñu ñu dem mu doon nag lu nga xam ne doy na waar trop si réew mi Ndeye Arame. waaw terre gi moom mbaa inauguration ba dana arrivé monsieur Kane mais déjà rek sur le fait là boulon yi ñu ne dañ koo sàcc te ñun ñu ngi waajal. inauguration je pense bien en janvier dañu wax 2017. waaw mais xam nga li mu conclure moo ma jaaxal parce que nga fekk ñuy defar infrastructure def ci xaalis bu dul jeex. nit ñi am ci yaakaar naan dinañ ko inaugurer fii ak le 19. nga ñëw di dindi boulon yi di yóbbu buñ la jàppee am na beneen taxawin bu ñu waroon taxawee. ñu la bàyyi ngay dem. te loolu du lu bees ci Sénégal parce que boo xoolee tey lampe mbedd yu si bëri doxuñu. maa ngi fàttali ko Khalifa Sall ma soon na wax ne benn année chaque année dinañ ci def 400 millions. mais bu mu a fexe ba am lampe ji Dakar ndax boo monté lampe yu bëccëg bu guddee ñu wekki ko autoroute bii ñu wekki leneen li mais loolu dafa war a jeex dëkk bi yaakaar naa du question de vandalisme sax mais banditisme depuis de grand chemin la loolu il faut ñu régler ko mu jeex benn yoon quoi. Très bien Ndiaga. Oui man de dama bëggoon rek nga may moom parce que ce matin rek en venant ay actes également de vandalisme et de sabotage moo am ci terrain parce que bu cité ABC de Mboro et on a même fait un communiqué pour quand même déplorer di ñaan également tamit enquête daal ci mën a am quand même. C'est pour dire que souvent c'est un peu compliqué askan wi da ngay defar ay infrastructures au lieu que ñu koy sàmm mais malheureusement il y a des gens qui sont à côté et que ñoom ils en profitent quoi. C'est quand même très très malheureux maintenant je pense bien que ni état bi war na jël ay matuwaayam pour mën a traquer yooyu quand même. Djiby di nga xalaat nag texte jëm ci lii parce que le comportement citoyen mel na ni ba léegi problème la. manque de civisme la et puis il faudrait ñu delluwaat encore ci valeurs yi quoi parce que am na loo xam ne du président quoi waaw tey jii bu defaree benn affaire yow yaa ko war a sàmm. c'est yow yaa war a wax ni lii kat man sama alal la voilà donc lii moom wax dëgg yàlla dañ koy ñaawlu ba fa kanam yàlla donc nañu defaraat jikko yi daal waaw loolu daal moom mooy daal mooy lancé waa Aram tey nag da nga am ñaari Djiby il faut booy wax nga préciser Djiby Sadio wax ko jéy waaw alors comme ni nga ko waxee lii dafa nekk loo xamante ne nii monsieur Kane brossé na ko un peu
dafa nekk loo xamante ni lu yàgg la ci biir Sénégal man je parle même pas de ay lampes yi ñuy def ci kii mais boo xoolee égout yi. gis nga égout yi am na benn jour avant may avancer dañuy romb Colobane ñu tombeek saison muy taw bu metti ndekete ci wet gi noonu côté booru parti socialiste noonu am na benn égout bu nekk foofu noonu dindi nañ sax weñ gi ba jaay ko. ñu ngi romb benn maire ndeysaan xam nga rek dox ba dugg ci biir. tànk bi def noo xamante ni nii nu doy waar loolu rek pour wane waat ne nit ñi nga xamante ni dañuy def genre acte yooyu war nañoo mën a bàyyi xel ci li ñuy def après. parce que tamit dafa nekk loo xamante ne ni même bu fekkente ne am na ñu koy def mais tamit suñu kilifa yi loolu nekk na loo xamante ne ni lu yàgg la war nañu cee jëm tamit jéem ay mbir kan moo mën a surveiller non mais attendez ak lampe yi ñu bañ a rocc cuivre guddi wala xam nga dafa am sax si tali bi oui je reconnais ça mais dafa am ñaari affaire yu am benn bi mooy nit ki sa comportement li nga xamante ne ni moom lañ la yare foo dem fa nga ko yóbbu dafa am loo xamante ni nit ki moo ko moom mooy lan li nga xamante ni moomeelu ñëpp la kenn warul di ko yàq muy bus yi ñuy taal ak muy am na yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yu bëri yoo xamante ne ni waruñu ko def mais tamit nit bu demee bay def loo xamante ni nitewul mën nañ ko considérer ne kooku du nit mais tamit beneen bi may wax mooy les autorités bu ñuy defar yenn ci yu ci mel ne ay égout wala comme ni ñu koy waxee nii terre bi parce que lii nii ñu bëri ñu ngi wax waxi politique mais man je parle pas du ci côté politique bi parce que loolu ñu naan dañ koy waaj a inaugurer les opposants ñoo fa jaar et cetera waaye yooyu noonu mais man loolu du ma ci wax ndax loolu moom c'est purement politique waaye nañ ko bàyyi ña ko moom mais man li may wax ci aspect boo xamante ne ni mooy la nit ki ak autorités yi tamit war nañoo yokk kaaraange vigilance bi maanaam day am ci côté yoo xamante ne nii ay police dañ fay taxaw mais tamit ñu yokk kaaraange gi daal man daal loolu lay gën a wax daal. persa la fu mel ni foire boo fay dem defoon nañ fa ay grilles pour éviter nit yi di traverser da ngay dem ba foofu fekk ñu dagg ko di fa jàllar ñu jël ay fil ràbb nga fekk ñu dagg ko continuer dagg fer bi di yóbbu donc chaque fois day nekk loo xamante ni dañ koy wax xam nañi pour nit yi la mais naka tey la ñu war a tàggataatee sénégalais bi nga xamante ne ni xëy na yitte boppam rek moo ko soxal am naa besoin bu pressant dama war a faj sama soxla ci ferraille bi laa mën a jaay pour lii ko fii laay jaar. mais ferraille bi ngay jaay da nga ko war a moom. sàcc la sàcc moom sàcc la rek amul sàcc bu civilisé amul sàcc bu mal civilisé. sàcc la même àggal ko VDN bi xeer yooyu ñu fa defoon noonu daf pour préparer def ay pavage. borom sare da ñëw di ko tibb di ko jël di ko jaay. mais donc c'est-à-dire man da ngay naan léegi ñun yan nit la ñu am yan façon nit la ñu am cuivre bi poto yi ñu doon def ci poto laa fi ñu doon def ci veille ci autoroute bi. cuivre bi la gars yi doon rocc di jaay. Joni mi ngi koy wax léegi égo yi xam nga li mu mën a li maanaam dafa mais bii nag moom opposition bi nan wax ci lii aussi noonu nañ ci wax xam nga état war na wax ci lii. mais opposition bi aussi nanuy wax ci yii. parce que bu fekkee da nga ni yow da nga bëgg a jot réew ñu mel ni yow tey boo jotee réew nañ ciy wax mais xam nga ñi ngi gën a jëm ci côté politique comme ni ko Joni waxee léegi mais nañu wax ci lii parce que sénégalais bi nga xam ni yow te affaire man dafa ci am ñetti njàngataan ban heure lañ ko sàcc parce que tamit mbir da nga koy càmbar yaakaar naa terre bi am na ñuy nekk ci guddi gi am na ñu fay nekk bëccëg ban heure lañ ko war a sàcc ak lu tax ñu jàpp waa ji bàyyi ko mu dem ak kooku tamit est-ce que bokkul ci biir wala est-ce que yebaluñu ko parce que tamit mbir loolu xëy na yoon dina ko gën a gëstu mais nañu gën a bàyyi xel ci loolu pourquoi ñu jàpp ko bàyyi ko mu dem sàcc boo ko jàppee waroo koo dóor mais am na ñoo ko war a jébbal surtout loo xam ni yow terre la ñu ngi ko war a inauguré mu doon loo xam njariñu nit ñi la nga ñu lépp yëpp sax war koo fay boo ko bëggee sàcc nga dévisser ay boulon et puis boulon bi boo ko dévisser boulon bi day bu day jar 10 000 francs yow nga dem jaayee ko 1000 francs pour régler sa problème yow bopp kooku xam nga nekkul nit comme ni Joni wax léegi bu ñu ko jàppee kooku dañ ko waroon a jébbal yoon ko jàpp sax bàyyi ko mu dem kooku war nañu wax laaj lu tax mu bàyyi ko mu dem parce que Sénégal dañoo laisser aller bi dafa bëri nit ñi il faut ñu tabaxaat nit ñi gis nga fii réew mi tant que amuñu président boo xam ne day teg yat di dóore am na ci ñenn ñoo xam ne fii xam nga boo yoree benn géttu xar wala géttu nag benn yat nga yor benn yat boobu mooy sàmm ñëpp mais nit ku nekk ak yatam ñii da nga leen di xool ñu xam ñii da nga leen di wax ak ñu xam ñii da nga leen di dóor ñi ñu jar a duma dañ leen di duma genre yi dañ leen di war di duma
pour bu ëllëgee duñ ko defati. du ñàkk si ñun ñii sax ñi toog yëpp am na koo xam ne xëy na dund nga si. lu mel noonu moo xam sa koñ la. comme ni ko Djiby waxee sànq wala nga romb sax gis loo xamante ne oto sa pëne moo ciy dugg. waaw bu dee guddi nag nga nekk benn Aram Touré moom xaw ma buñ la jàppalewul doo génn. nawetu daaw am na benn xale boo xam ne 10 ans la am. ci égo yi la jaar. fii pompier ci la dugg dem ba léegi xale bi noonu la ñàkkee bakkanam. mais conséquences yi derrière xam. amul mais du am suivi c'est ça le problème ni ko kii souligné boo si dammee. waaw tey après lan du mujj fenn et puis nit ñi ñooy ñëw sax naan la bàyyi sa waay bàyyi ko waay baal ko rek baal ko. comme ça quoi ñu bàyyi kooku mu dem léegi kii ñëw sàcc lii encore ñu bàyyi ko noonu mu dem mais léegi ba kañ te kii jógee këram di sàcc tey bu fa fekkoon keneen est-ce que du xeex ak moom jam ko. parce que kii sàcc moom buy ñëw li muy sàcc rek lay kii. nu mu ko amee baax na mais kuy def fu la dërëm tax nga mar ko di nga mës a dara mar dërëm boo xam ne poison lay doon ci yow. Abi ñu jeexal ak yow. waaw pour clore rek Ndeye Aram xam nga ki fekkee mbir yi nee na ki ka sàcc dañu leen fekk ñuy sàcc ba pare dañu leen a ñëw rek nangu ko daal di leen bàyyi ñu dem. xam nga foofu la laj ji commencé nga fekk nit muy jël loo xam ne boo ko sàccee déjà rek yaa ngi créer insécurité bu nga xamante ne xamoo nu mu toll ndax li nga xam ne moo war a serré raay yi nga xam ne terrain bi ci kawam lay aw nga nekk di ko dindi léegi yow jox nga idée ñeneen ñu nga xamante ne tey bu liggéey bi paree ëllëg ak ci biir bu fa kenn newul mën na ñëw di ko dindi maara day taali bu fa jaaree mën na jur jéeya kon donc acte bi dañ cee waroon def sanction yu nga xamante ne si leçon lay doon pour keneen ku nga xam ne njortu nga pour di ko def mais ñëpp wax nañ ko du tey dafa yàgg sunu koñ yi ci banlieue bi da ngay gis ñoo xam ne lampe mbedd arrangé wu leen ñu bàyyi ba guddi jël ko dóor ko lampe bi toj pour muy lëndëm pour ñuy mën a def seeni ay ñaawteef parce que xam nga lu tax man je me demande que ni ndax ñenn ñi ay patriote lañ patriotisme bi nga xam ne américains yi dañ koy dund seen réew jaral leen lu ne ndax ñun am nañ loolu te dañuy jàpp ni mbedd bi mbeddum buur la bokk moomeel bi dañ ko def lu waay neex def gis nga lu waay neex def boobu fu ñu toll tey moo ñu fa tollal lu ñu tardeel tey moo ñu tardeel ndax lu waay neex def lu ma defee dara duma ci fekk moo ñu indi fii tey ak masla bi li persa la doon wax bu fekkee ni saa suñu paree rek dañuy nëppal lépp bu ko defee coow du am waaye dinañu lor ñi des mu nekkat encore investissement de plus parce que man loolu laay wax dafay demander waat à ce que autorités yi nekk di saytuwaat di xoolaat bu laajaatee xaalis dépensé wu te saa su nekk ci bopp contribuable bi lay dalal nga baal ma xoolal fu mel ni yaraax foofu ci pétrole yi kii jaar pipeline am na ñoo xam ne ci kaw lañ nekk yore seen robinet di manque di jël di jaay et puis non seulement ça danger bi foofu ñu toog bomb la c'est-à-dire des fois daal da nga naan mais nit ñi lan moo leen dal léegi maanaam yow noo amee rek baax na noo amee baax na mais àddina du noonu mais nit ki da ngay xool ndax lii war naa koo def wala lii waruma ko def dëgg la nit tant que doo xalaate noonu si mais geste dafa am geste yoo xam ne sax dafa ruslu yii dafa ruslu après bi bu ko dindee jaay ko léegi loolu mu jël ko lan la ciy def ak ki koy jënd tamit waaw mais xam nga lu ko waral parce que wax na ko léegi culture de la sanction la ñu amul Sénégal du ñu sanctionné parce que nga jàpp nit muy def loo xam ne ay bakkanu doomu aadama xaj na ci nga bàyyi ko mu dem boo ko yóbboo ñu la baal ko jéggal ko nangam ak nangam mais yooyu ñuy def noonu di ko bayal mooy jur loo xam ne ëllëg kenn xamul lu muy doon ñu nekkatuñu ay citoyen xam nga léegi yaa ngi wax ay patriotisme ak ay citoyen xam nga lan moo ñu tardeel mbedd mi mbeddu buur la loolu moo ñu tardeel mosuma gis buur mu ñëw bale sama buntu kër kan mooy buur yow mi ci dëkk man maa war a defar sama buntu kër man maa war a sàmm sama bay sama waar ci tool bi waaye mbedd mi mbeddu buur la loolu moo ñu tardeel alalu buur la du alalu buur suñu alal la nañ ko sàmm mbedd mi du mbeddu buur suñu mbedd la nañ ko defar tant que amuñu notion yooyu culture yi intégré wuñ ko duñu dem fenn c'est vrai jërëjëf Souleymane Kane bokk ci FEPES noonu la ñuy def rek jaar ci li nga xamante ni tey moo tax mu teew ci Toi-même tu sais ak Djiby Sadio Ni bi ñu bëgg koppar nga invité tey waaw école privée waaw le gain au détriment de la qualité point d'interrogation waaw balaa mu ñuy attaqué moom it ma bàyyi la est-ce que am na ko bañ koppar mais nag yéen da ngeen cee raw alors comme ni ñu ko waxee tey ji li ñuy waxtaanee nekk lu am solo comme chaque mardi ñu indi éducation tey éducation bi fi ñu joxoñ baaraam peut-être mooy l'enseignement privé njàng mi ci wàllu daara yi nga xamante ne ni maanaam benn nit moo ko moom rek wala ab groupe personne ñoo ko moom te état moomu ko ci gàttal waaye nag li ñu seetlu moom mooy njàng moomee dafa bu njëkk ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo daan jàng dañu jàppee woon ne école privée daanaka amul woon wala bu dee am na tamit dañu ko delloo woon mu nekk ñaareelu position ginnaaw ba public bi nekkee ci kanam waaye nag àdduna di dox jamono di dox
privé bi dem ba am gëdd gu mat sëkk ci booru ay année 90 2000 ñu gis ne am na ci gëdd gu mat sëkk waaye nag bi ñu doxalee tuuti ba ci kanam tamit ñu gis ne gëdd ga mu amoon commencé mooy lan privé bi niveau bi gars yi di ko lam-laamee loolee tax tey ñu dajal ñu woola fi tey yow mi nga xamante ne ni bokk nga ci waa FEPES ana lan moo tax foofu ñu dooree ak fi ñu yegg maanaam commencé ci am niveau bi dem ba niveau bi di lan moo tax ñu dem ba fii. waaw dama bëggoon ñu def benn leeral bu ndaw balaa ñuy sori. allez-y parce que privé bi ni nga ko tënkee dafa englobé lépp. te ñun enseignement supérieur la ñuy def. ba tey nañu yem ci enseignement supérieur. enseignement supérieur nag lan nga ci bëgg a xam léegi laa bëgg a. enseignement supérieur ñu gis ne privé bi ñu bëri nee nañu niveau bi dafa commencé faible ndaxte écoles yi dañuy meññ di gën di bëri. instant bi rien qu'à Dakar on compte plus de 100 écoles de formation. alors ñu ne nag niveau bi des na ndax am koppar gi moo yitteel ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo samp yooyu école. bëggoon naa ñu wax ma ñiy wax niveau bi des na ban critère d'évaluation la ñu am pour mën a wax ne niveau bi des na. mais est-ce que jar na tamit di xool di sori. ndaxte si parce que booy évaluer da ngay am ay critères yu évaluer. waaw yow bi nga nekkee école ñi lay évaluer dañ lay jàngal bu ñu la jàngalee ba pare épreuve yi ñu lay jox. ci lañ lay jàngal la. waaw critères yi foofu la nekk. kon boo bëggee évaluer enseignement supérieur war nga mun teg ay critères ne fii lañ leen séntu woon génn wuñu foofu fii la ñu génn kon lii moo am. d'abord bu ñu jëlee li nga xamante ne nii moom mooy nga baal ma bu ñu ci dugalee perturbation yi rek. foofu laa doon fi ngay wax dinañ fa ñëw nag. parce que bu fekkee dafa am quantum horaire boo war a respecter am loo war a jàng ci biir classe te bu fekkee chaque instant dina am ay perturbation du ñàkk ne. mais perturbation yooyu ngeen di wax tey système LMD la ñuy doxee. waaw système LMD du perturbation mënu ko andi mënu ci am jafe-jafe parce que bu heure bu xale bi bu defee 10 heures de cours sax bu perturbation amee comme ni mu nekkee nii tey bés bu perturbation bi jeexee loo ñoo def 20 heures da ngay tàmbale waat te 10 heures ya pour eggale volume horaire bi doo ko jël beneen module kon foofu perturbation mënu fa andi baisse de niveau. mais xam nga fi ñu bëgg a waxee tamit hormis baisse de niveau boobu moom mooy dañu seetlu comme ni ñu la ko waxee école de formation yi bëri nañu waaye ñu ci bëri néew na ñi nga xamante ne ni ñoom la ñu reconnaître te ñooñee sax seeni ndaw boo ci jëloon micro nga dem ci yooyee école nga tàllal leen ñenn ñi nañ ma baal ni ñuy waxee tubaab sax da nga koy xoolaat. moom mii bu fekkee day jàngale sax ci biir classe am na ñoo xam ne suñu waxee sa bopp di metti. waaw kooku nag bu leen ko teg ci école privée yi Université Dakar enseignement public la bu ñu waxee nga dar sa bopp. mais du man danga parce que bokkuma ca ci gën maa ngi ñëw. xam nga lan nga di war a comprendre mooy enseignement supérieur. jàngalu nit ki làkk français. formation professionnelle la ñuy def. ñun métier même moo tudd rek ji bi métier la ñuy jàngal nit ki. nga ñëw ne dama bëgg jàng communication dama bëgg jàng gestion des entreprises dama bëgg jàng transport logistique dama bëgg jàng qualité hygiène sécurité environnement dama bëgg jàng analyse biologique loolu lañ lay jàngal mais na ngay làkk tubaab même ma yeggale na ngay làkk tubaab voilà na ngay làkk tubaab yaa ngi koy jàng ca ndortal ga école primaire su fekkee ne sa formation de base dafa des sa lakkinu yooyu nga yor ci làkkum tubaab ba ngay dugg bàmmeel yaa say lakkinu ay ànd parce que sa formation initiale bi ngeen di def formation initiale ba moo am problème formation bi ngeen def nañu ñëw si benn point monsieur Kane formation bi ngeen di def ci ban làkk ngeen koy joxe wala en français léegi foofu loolu moo tax léegi kon li ngay Aram Touré wax loolu moo tax ma lay jéem a wax ndax boo nee communication ki koy def war a nekk koo xamante ne ni moom moo war a taxaw ci télé wala mu war a taxaw ci ay entreprise wala ay mbooloo yu bëri di wax nit ñi di ko dégg kookoy faaw mu dégg tubaab beneen bi mooy lan mooy yaa ngi wax fi ay transport logistique ak yeneen kookee di ko jàng itam faaw mu mën a bind wala mu mën a làkk tubaab bu baax waaye nag ñu gis ne ndongo boo xamante ne ni amul niveau bi ko war mu ñëw ci yéen war a jàng ci école bi yéen tegalu leen ko comme lan mooy genre ngeen def ne ku bëgg a dugg ci école bi critères yi ngay matale ba pare di nga def itam essai bi mais dañu seetlu ne ku ñëw rek su ma yoree sama 10 000 francs école bi 10 000 francs war maa tax mu dugg fa su ma ko joxee rek da ngeen may bàyyi du ngeen ma sax xool jibi li ngay wax xam nga teguloo ko fenn parce que enseignement supérieur enseignement post bac la mënoo ñëw ne dama bëgg def enseignement supérieur li ñu lay jëkk a laaj mooy ana sa diplôme nga andi sa diplôme de baccalauréat bu fekkee ne da ngay doog a at mi sa relevé de note au bac lañ lay laaj la sa attestation de réussite kon inscription yi am na fu muy tegu te dafa am ñaari façon inscription d'abord dafa am inscription académique doog am inscription financière administrative inscription académique bi ci la ñuy xool cursus bi nga def ñu xool ko ba pare bu ñu lay orienté ñu orienté la ne la yow de lii nga jàng nii lii nga bëgg def ñu méngoowul ak li nga bac bi nga am xëy na boo defee lii mooy tane ci yow
non xam nga boo yóbbee orientation bi yóbbu ko ci ñi nga xamante ne ni ñoom la état di indi man waxoo non waxoo ma ci état de man li ma ñi nga xamante ne comme man ma am sama bac orientation état ñun amuñu ci bi waaw man ma am sama bac kon mënu ma ci wax waaw man ma am sama bac waaw ma ñëw yor sama école bi nga ne 100 000 moo fi dugg man ma yor sama bac amuma niveau mais ma ñëw yor 100 000 ndax xam di ngeen ma bàyyi ma ñëw rek inscrit yow nga yor sa bac amuloo niveau ñu yóbbu la université Dakar où est la différence xam nga ji bi man du ma waxee côté boobu man ban côté laay waxee xam nga mën nga ne sax entrée bi ak orientation bi dina jafe pour ngeen xam ne nit ki am na niveau wala amul niveau ndax wax nga ko léegi diplôme am lay indi day indi relevé de notam mais bu étudiant bi wala étudiante bi defee première année noppi am na école privée yu bëri yoo xam ne xooluñu ko am moyen ak ko amul moyen naa am inscription deuxième année xam nga dañuy faral di wax école privée da ngay passé enseignement supérieur ñu ba tey sax enseignement secondaire taxawal rek ba tey enseignement secondaire sax xëy na soo waree redoubler di nga redoubler mais enseignement supérieur première année boo ko defee automatiquement da ngay inscrire jàll deuxième année ci yenn école yu bëri yu ñu xam parce que ñun jaar nañ ci école privée aussi monsieur Kane boo yan critère waaw yamale si yow day mel non ñun dañuy généralement si dañoo jaar ci école privée. waaw man mode bi ñuy. kon yow boo sa formation baaxul. non 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 pas du tout. bu ma nee dañoo jaar ci école privée foo jaar tey foofu ngay xam réalité ya fa ne. pas sa formation baaxul ñaari affaire yu wute la. déet boo ngeen nee formation bi dafa nekk. non mais attends il faudrait pas qu'on inverse les rôles. non non inverse les rôles mais que ça soit clair quand même. dafa ne da ngeen ne seen postulat de base da ngeen ne enseignement bi dafa nekk au rabais. supérieur. niveau xam nga mais moom tuuti ma ñëw rek xam nga enseignement au rabais boobu man ba may nekk étudiant di jàng université Dakar loolu lañ daan wooye dans les facultés l'enseignement est au rabais loolu lañ doon wax mais tey loolu taxul may wax mais bu fekkee ne moom dafa ne enseignement dafa nekk au rabais mu ne moom école privée la jaar kon moom niveau am dafa nekk au rabais non non c'est une conclusion tous ne sont pas dans ñëpp newul parce que xam nga tey booy wax ci dara booy wax ci dara aram dafa fekk ni dara boobu ngay wax nga maîtriser ko wala nga gis ku ko dund moo tax ñu lay jox exemple mais tey li ma la wax xam nga nee nga yow dàkk nga ni critère entrée bi da ngay indi sa bac indi sa relevé mais man critère de passage première deuxième année troisième année man foofu laay waxee critère de passage bi c'est très simple wax naa la léegi ne SEM LMD la ñuy def SEM LMD ay unité de valeur la unité d'enseignement yi boo ko xoolee matière yi constitué benn unité d'enseignement mën nañu compenser ci seen biir waaye benn unité d'enseignement mënul compenser morom ma war nga mën a valider unité d'enseignement bi il faut que moyenne bi mat te bu amee zéro muy zéro académique tu reprends l'unité d'enseignement même si tu as une moyenne générale de 12 ou 15 tu as un zéro dans une unité d'enseignement tu reprends cette unité d'enseignement. mais su la neexee nga passé au fil non même tuuti rek même mu tuuti ma ñëw rek bu unité d'enseignement yi pare il te faut 30 crédits au premier semestre 30 crédits au deuxième semestre ce que disent les textes laa lay wax te loolu la nit ñi di appliquer 30 crédits yooyu su amee dañ la ne am nga si possibilité wu 70% de crédit su ko amee en première année mu dem en deuxième année. 70%. même ma tuuti rek. même ma tuuti ma ñëw 70% yi sax. li ngay wax kenn weddiwu ko les textes dañ ne sont là. mais yow li ngay mais c'est que nous appliquons. xaaral li ngay on ne peut pas faire quelque chose. mais attendez mënuñu def loo xam ne. est-ce que yéen a ngoo cay def. non même ma tuuti ma ñëw joni mënuñu def même ma tuuti di nga wax sa question mais dinaa ko tontu parce que mënuñu def loo xam ne c'est en dehors des textes d'autant plus que état bi daf fi teg ANAQ l'agence nationale de la qualité dans l'enseignement supérieur ANAQ da lay ñëw xool si la saytu la pour accréditer la matière filière boo mu lay accréditer mënoo ci am sax orientation boo ñu la ko accréditer mënoo ci am orientation état bi te da koy ñëw saytu si bi du wax ak yow rek ANAQ bu lay saytu du yow rek étudiant bi du yow administrateur bi lay waxal du prof bi rek lay waxal dina wax ak administrateur bi dina waxal personnel d'enseignement bi wax ak personnel administratif bi wax ak étudiants yi da nga koy jox liste étudiant bi mu xool classe yi moom mooy tànn ay étudiants am bool ma diw ak diw ak diw toog ak ñoom waxtaan ak ñoom pour xam nañ leen di jàngale fekk laaj na prof bi nu mu jàngalee mu xool ndax li ko étudiant bi wax am na conformité ak les étudiants bi kon yaakaar naa bu ngeen bëgg wax qualité amu fi daf may jaaxal. qualité xam nga tax ñu ne la qualité amul on ne met pas ça sur le dos de toutes les écoles de formation li ñu wax c'est clair loolu y a une école qui sont là am na si ñoo xamante ni et des exemples bien précis man personnellement am naa grande sœur bu jàng ba noppi ba jeexal formation jël diplôme am ñëw ñu ne ko c'est pas reconnu par l'État te pas bi fay na donc exemple yu concret la ñuy joxe. waa xaaral loolu kon école boobu mënoon nañu dafay respecter les textes et tel et pourtant bu muy inscrire loolu lañ ko wax. donc am na yoo xamante ne tamit ñun xel mënu koo nangu am na école comme ni parti politique yi bëri par école télécentre ci benn koñ la
benn néeg la ñuy jël transformé ko def ko salle def fee ne waañ bi benn toilette ñu jéem a lijjanti école woo benn directeur d'étude mu toog ngeen woo professeurs yi ngeen di nekk ci université yi di nekk ci école de formation. xam nga aw nag tey dafa am accréditation institutionnelle d'abord. accréditation institutionnelle mooy dafay ñëw xool école bi ci yan condition la nekk. maintenant su fekkee ne da nga ne école jàngale na nit ba mu def cursus ba mu jeex te école boobu c'est pas reconnu par l'État yaakaar naa fu ngeen war a fëgg du ñun. mooy fan. fi ngeen war a fëgg xam ngeen kan moo joxe autorisation kan moo bàyyi lan moo tax état bi di bàyyi école bu amul autorisation muy jàngale. mais je comprends mais man xam nga fan laa dul nangu tamit également état bi waroon na def li ko war ba tax école boobu du ubbi mais itam ki nga xamante ne ni dafa ñëw. mu leer ko ne mu ngi ubbi école te jaarulewu ko ci yoon kooku tamit ban daan lañ ko war a teg. waaw mais daal bi ñu ko war a teg li texte yi wax ci république la ñu nekk. ci république la ñu nekk ñu ngi fi wax léegi kii wekki boulon yi ci tali bi. waaw moo koy jàngale tam autorisation benn lañu. ndax xam nga dañoo gis ne tamit comme Aram wax na ko tamit wax na lu am solo école yi formation yi bëri nga xam dañuy jël seeni fiche bind ci lu leen neex surtout yu journalisme yi nag instant bi jël ne ñoo yeb rek waaye communication beeg marketing. non dañuy ñëw communication marketing ñoom ñoo ko occupé te si seen école dañuy ñëw seen fiche yi dañ la ciy defal ay studio yoo xamante ne nii école bi amul sax benn micro ba pare ñu naan man sama école am na studio je suis en partenariat avec telle école université telle temps loolu tamit publicité mensongère boobu noonu lan moo ko waral tamit également mais Joni xam nga man su ma jógee di jàngi wala ma jóg di après ñu dem si jaga waaw foog nga noppi boo jógee di jàngi wala ma jóg di yóbbu sama doom di ko inscrire fa ma koy inscrire dinaa ko saytu ba xam nan la yaakaar naa école bu def 10 ans 11 ans 12 ans jëm kaw école boobu yaakaar naa tegu na ci yoon bu teguloon ci yoon war na fee mën a jóge parce que mënoo fi def pendant benn nombre d'années bi di former ay jeunes sénégalais leen teg ci marché bi te ñu ngay former kenn dellu siwul ne la ki nga former formation baaxul kon yaakaar naa ne kooku yaa ngi tegu ci yoon maintenant fépp foo dem yaa ko wax léegi dans le métier du journalisme am na ay y a des brebis galeuses. comme ci enseignant yi tamit am na ay brebis galeuses foog nga nangul ma lool man ma doon comme si enseignant yi na mu bëree vacataire bëri ay xarkatu mat noonu la amee tamit mais xam nga bu fekkee ne yow da nga ñëw tey ne da nga bëgg jàngale. waaw boo ñëwee sama école tey ne ma dama bëgg jàngale xam nga lu ma lay njëkk a laaj ban matière nga bëgg jàngale nga ne ma telle matière ma ne la andil ma sa CV ba ma andilee sa CV ba pare ma ne la andil ma syllabus de cours nga andil ma sa syllabus de cours ba pare jox ko dugal ma la ci classe de. te lu ngay ree ma ne la demal nga andil ma sa dernier diplôme. d'accord nga andil ma dernier diplôme original bi ak photocopie bi ma xool xam ndax yow li nga wax ci CV méngoo na ak loolu ñu dugal la ci classe bi te bu ñu dugal ci classe bi duñu la bàyyi de. dañ lay topp déedéet dañ la bàyyi nga def cours. une fois 2 fois 3 fois ñu woo étudiants yi laaj leen jooni mii tey li mu leen jàngal lu ngeen ci xam étudiants yi nañu jooni du waaja ñu woo la jooni kaay. Merci. Diaga. Je voudrais placer une question, mais avant d'aller à la question, pour dire que quand même la tendance baissière du niveau des apprenants, privé quand même. Je pense que les deux côtés sont concernés. Mais juste une question, pour savoir, est-ce que réellement les tests d'entrée sont appliqués au niveau du privé? Retenez également à ces candidats malheureux au bac. Mais est-ce que... Oui, c'est la question, s'il vous plaît. Également, c'est peut-être une pierre dans ici, c'est le jardin, moi. Est-ce que réellement souvent vous faites le jeu? Madame, vous jouez le jeu quoi? Et l'État également, apparemment, il est défaillant. Madame, vous avez une école privée qui créée alors qu'il n'y a pas un personnel enseignant déjà disponible. Là aussi, c'est un problème, je pense. Mais quoi, le problème de gestion des ressources humaines là? Comme l'école, c'est une entreprise. Tout à fait. Une entreprise, il faut avoir le personnel en quantité et en qualité suffisante et à temps. Moi, je veux une entreprise, un personnel en quantité et en qualité. Retombez, tu m'as dit, dama def lu baax kër yaakaar naa képp ku jóg du ubbi ci école la ngay njëkk def mooy da ngay xam sax yow ne li mbirum enseignement saale bii ke tey bu jógoon bëgg ubbi école dina metti parce que xamu ko du cursusam bu ñëwee wooye enseignant yu mën jàngale yi ñu ubbi ko de waaw mën nañ ko ubbil mais dinañ ko teg ci yoon bañ ko war a teg mais bu fekkee teguñu ko ci yoon bañ ko war a teg li ma leen waxoon léegi accréditation ak habilitation wu bu ko ANAQ ñëwee fa la wax day nekk c'est ça la xam nga j'espère que rek amoo projet pour ubbi école. si comme inspiré na ma dinaa ubbi naaw su ma sama copain bi ma jël ko def ko directeur école bi xam nga moom xam nga li gën a am solo ci réew mooy jàng parce que jàng moom mooy yoru réew tey dañu woon ma sa ndaw yi tey moom la sa ëllëgu réew. mais ku ne xam ne ne moom suñu njàng mi léegi moom feebaru màgget la féppay met muy enseignement supérieur beeg muy bu mu mënti doon puisque léegi da ngay ko war a jàng sax di jàngale yow dañ laa war a jàngal ngay far di jàngale moo tax léegi niveau bi dafa baax
li ngeen wax dëgg la da ngay gis ñoo xam ne bu ñu làkkee tubaab ñun ñi nga xam ne sax peut être CM2 la ñu yem suñuy tubaab moo gën a neex seeni tubaab moo gën a jaar yoon da nga naan léegi lu xew parce que nag école privée bu njëkk ñun bi ñu nekkee xale bu ñu misaala gis ku nekk école privée dañaan ki xamul dara papaam da koy fayal dëgg la ñun école privée dañ ci daan xas suñuy morom mais léegi bu ñu demee ba ñu benn moment école privée bi li muy jàngale privé bi du ko jàngale ñu gis ni école privée bi école privée bi mi ngi jël benn auteur ñu jël commencé di fa duggal suñuy doom mais bu ñu demaatee ba nga xam ne ndiixi di ndaaxa li nekk ci nu mu tuddati. est-ce que du business bi ñu fësal rek loolu la. voilà parce que moom mi ko waxee ne entreprise la affaire yooyu et tout ku ñëw tamit nekk chef ku ñëw rek dugg d'entreprise xëy na mën naa am sax jàngalekat xamul dara ci métier bi seen chaîne de télévision yi de entreprise. non mais c'est pas pareil non comparaison n'est pas raison Souleymane. du benn li jàngale de li am jàngale de. non li am jàngale de. xaaruma àggani de dama ne kii ñëw yor entreprise nee na entreprise am mais kii ñëw ubbi entreprise am def ko école te xamul dara si jàng loolu laa wax xaaruma àggale kooku tamit tey day difficile nga bëgg ko exiger ay rigueur parce que kooku poosam lay xool mooy imposer lu ko neex si biir école am. man de li ma xam. léegi xaaral ma ma këf la rek. may ma tuuti rek ma këf la man tam. mais Souleymane comprendre na TMTC non Souleymane dañoo seetaan avant mu ñëw dafa comprendre TMTC. non comprendre c'est que loolu bëgg muy leer rek. parce que les policiers la ñaari law bay doon xuloo kenn ki tooñ commissaire bi naa ko doo noppi ki tooñ nanguwul a noppi naa ko doon noppi bu ne su ma noppee damay yay waaye kii bu noppee mu yay ñu ne xam nga moom par A ou B moom ci boppam moo la gën a xam ni njàng bi moom niveau bi moom dafa wàcc soit nga nangu ko wañ ko nag du ñëpp nag yemuñu yow xëy na école bi nga yor xëy na yow la nga cay def yaa nga cay waslu àq yaa nga cay def la la war yaa nga ci seet suñu borom mais am na ñoo xam ne ñi ngi seen biir moom ñoom nanu am xaalis rek loolu rek moo leen amal importance bu ñu ubbee école bi du ñu jëli sax ñi nga xam ne dañoo mën matières yi dañuy rek jël ay booy rek nii xaw a kii da ñëw ñuy jàngal ñooñu loolu am na léegi nag pour ngeen assainir loolu pour mu set pour ñu bañ ñu ñëpp a yem foofu la affaire bi débat bi foofu la nekk pour ñu assainir les assises des écoles privées d'enseignement comme ñun ñii tey jii suñu métier mi voilà métier journalisme yi ci dugg te di ko yàq ñooñu dañ leen war a sempi teg fële muy domaine yëpp nag c'est-à-dire foofu la débat bi nekk il faut nga nangu loolu xam nga bu fekkee ne da nga ne niveau enseignement dafa am rabais dafa nekk bu rabais kooku duñ ko bañ kooku képp kuy sénégalais xam nga ne tey enseignement Sénégal niveau ba dafa des waaw xam nga nee naa la sànq xale ba ca primaire lay commencé bu fekkee ne ka jàngal dafa am ay lacunes parce que dañu xool ne école primaire yi man dem naa ci école primaire sama doom dafa jàng ma ñëw di ko làkk tubaab femme bi mënu ma tontu. keroog laa fa génne sama doom yóbbu ko privé. man def naa ko te école boobu man fa laa jànge. kon gis nga. mais nag bu fekkee ne loolu. dafa nekk yaakaar naa fañ ko war a régler parce que dafa wax léegi lu am solo dafa ne njàng mooy capital humain. capital humain boo koy former dafa nekk toute une chaîne depuis la maternelle jusqu'à l'université lépp dafa war a jaar yoon du privé du public. privé bi daf ci war a def àqam parce que mission de service public la am mu ne man kat dama jóg pour lan former nit sénégalais def ko un citoyen modèle def ko un travailleur exemplaire kooku bu fekkee ne dafa jël loolu def ko muy charte nga boole ci ne kat du ma ko def ci état bi damay dem ci bàyyam mu fay ma kon da nga am àq bu la war ci àq xale boobu. foofu àq boobu da nga ci war a taxaw léegi nag su fekkee taxawoo ci àq bi mais état bi teg na fi ay institution nee naa léegi enseignement supérieur ANAQ moo fi nekk pour loolu. xam nga man d'accord naa nangul naa la li ngay wax nii ne ANAQ sup moo fi nekk pour mën a daal di saytu li nga xamante ne ni moom mooy njàngam privé bi loolu nangul nañ la ko te tamit dafa war a def li ko war ndax tey jii sax jombul ne directeur bi moo fi waroon toog moom tamit bëggoon nañu mu ñëw ñu waxtaan ak moom ci loolu ndaxte lii problème bu sérieux la mais li ñu bëgg a wax mooy yéen ci seen wàll ndax yéen a fi toog tey waa ANAQ sup tooguñu fi muy yéen li leen war mooy ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ndaxte pratiquement école de formation yëpp ñi ko ubbi mooy comme ni ko Ndeye Arame waxee les anciens professeurs wala ay professeurs yu waaj a dem à la retraite ñoom ñoo koy ubbi te tamit parfois dañ leen di joxoñ ay baaraamu tuuma ci ñaari mbir mooy lan dañuy bàyyi public bi ñëw di jàngale ci privé bi beneen bi mooy lan mooy gis nga bu njëkk instituteur xam naa ne yaa ma ko gën a xam mooy da nga daan toog 7 ans ngay def pour formation ngir nga mën a opérationnel def phase test boo paree def oral bind soo ko def oral pour ñu mën a xam ne yow jàngalekat nga mais école de formation yu ci bëri buñ génnoon buñ defee ñaar ñett buñ duggee ñiy jàngale dañuy fekk ñu dokki ñoo xamante ne nii ay anciens lañ ci école bi amuñu benn expérience bi loolu tamit day gën a yokk niveau day gën a faible niveau bi monsieur Kane. xam nga jël un ancien
de l'école mu ñëw jàngale ci école bi du lu bon. ah mais nag ci kaw moo am compétence même mu tudd ma ñëw. waay c'est pas n'importe quel ancien ngay jël muy benn. que ngay jël dina fekk ne de la première à la 5e année il faisait partie des meilleurs. et ensuite di nga ko bàyyi mu dem en entreprise. parce que nag école de formation yi loolu mooy problème yi da ngeen ko war a comprendre que ne ce sont des professionnels qui viennent dispenser les cours. tey bu ñu doon def en bu ñu doon def bu ñu amoon filière en journalisme tey. yéen ñi naa leen récupérer nga andi ma seen CV. su ngeen amee niveau bi ma soxla ma jox leen ci classe ngeen jàngale matière yi ma bëgg ngeen jàngale ko parce que vous êtes des professionnels aguerris. mais école de formation loolu la tey boo ñëwee nekk ay banque finance boo ñëwee ma ñëw joni boo ñëwee par exemple nga jël transport da ngay dem fekk fa ay ingénieur en transport yu nekk Dakar Dem Dikk wala ñu nekk AIBD ñooy jël ci seen temps surtout ñëw di jàngale si le week-end la ñuy ñëw wala le soir boo dama sama école léegi fekk la fa ñuy jàngale boo demee jël ay banque nga jël un banquier bu ñëw bu samedi mu ñëw jàngale si ci sa école parce que pratique bi am na ko. non comprendre naa mais xam nga fan laay man fan mooy nekk sama inquiétude un peu Djiby mii di way est-ce que Djiby mën naa yor ab école di ko jàngal ni ay xale ñuy way man foofu laay waxee ndaxte nekk waykat de moo ne aay na moo ne mën na li muy def. moo ne est-ce qu'il est foofu nekk sama inquiétude. Saare Bigué waaw kay may ma tuuti Saare Bigué léegi mooy fi wax ne comparaison n'est pas raison. waaw man loolu moo nekk Djiby mii di way bu demee école des arts jàng solfège. jàng solfège waaw jàng rek soo jógee dina jàngale ji way mais école ba ngay jàngale jëloo nemp kii teg ko fa ka nga fa teg dafa jàng métier bi mu am nee naa léegi da ngay dem jëli un banquier jàngul waaw jàng nga jëli un journaliste est-ce que jàng na nañuy def nga dem pédagogie pour jàngale mais justement fa laa jëm si bon da ngeen a teeyul rek ak a baax ci ndox lañ ko séntu waaye baax na ci nit da ngeen di teey rek bu ngeen teeyee ma ñëw allez-y gis nga enseignement géejawaay la ba lii zaar la dafa xam fuy metti ba zaar bu mag la ñoo bokkañ de naa ko judd rek laa fa defoon fa laa yoroo ba toll ni ma toll waaw gis nga pédagogie boobu ngay wax man personnellement en 2 ans j'ai participé à 2 séminaires qui ont été organisés par benn bi le ministère de l'enseignement supérieur benn bi le 3FPT la formation professionnelle 3 séminaires sur la pédagogie dans l'enseignement supérieur kon xam nga ne gars yi ñun suñu bopp seetaan nañu jàngalekat yi te jàngalekat yi aussi kii seetaan nañu te loolu ci xamul encore école boo dem am na cellule pédagogique dafay am cellule scientifique et pédagogique boo xam ne ña fa nekk dañuy yàgg ci mbir mi ensuite que ne ANAQ daf la recommander nga am un professeur titulaire de l'université pour nekk sa directeur académique pour encadrement boobu yëpp kon waay lépp lu gaa ñi war a def pour jaar ci yoon ñu ngi koy def maintenant nag la ngeen di wax naan am na ñoo xam ne dañu nekk ci ay école te amuñu autorisation kooku nag ala kulli xaal ko mbirum état la du mbirum fédération des enseignements supérieurs du mbirum convention des enseignements supérieurs du mbirum kenn mbirum état la état mooy dox ci loolu rek la d'accord nañ ba tey mais dafa am tamit beneen affaire bu ñuy ñëw mooy yéen gis nañu yéen ak état bi nuyu ngeen ay partenariat te foofu tamit nekk na loo xamante ne ni peut-être ñu bëri nee nañu état ni muy doxalee ci côté boobu xaw na doy waar mais comme ni ñu ko waxee rek ba tey état tey togg fi mais yéen a fi toog mooy lan nuyu ngeen partenariat ak état bi koo xamante ni mënu ko orienter ci public da koy indi ci yéen tamit ngeen am koppar gu ngeen ci kii ngeen ne sax étudiant bu nekk wala ndongo bu ci nekk daf leen di dikkee 400000 mais 400000 boobu jiital ngeen ko ci mais ñu seetlu ne yéen bu leen état fayee ngeen bàyyi fa ndongo yi ñu jàng bu ñu leen fayul ngeen bàyyi leen ñu dem comme si yéen xaalis boobu moom dëgg la entreprise ngeen. mais moo leen yitteel Djiby bu ko rafetal moo leen yitteel waaw mais tamit ba ci lan ngeen di sacrifier ay ndongo ndaxte am na ba tey ñu ngeen sacrifier ay ndongo waaw Djiby bu ñu doon sacrifier ay ndongo duñu dem ba toog naan état bi yore nga ñu 13 milliards. ah léegi 13 milliards bu la ko état yore maanaam toog na ay at fayu la nga continuer di jàngal xale yooyu di fay ay jàngalekat waaye boo demee ba sës di nga ne sës naa. mais mu sax boo ko dàqee ba mu sës ci mbir mu génne la ay griffam. mais xam nga tamit dafa am loo xamante ne ni faaw ñu wax. non même tuuti rek. bu ngeen di nuyee partenariat tamit na nekk lu sincère da ngeen naan nguur gi bu ñu dawalee benn at fayoo ñu li nga war a dañu koy arrêté benn at boobu su ko defee ndongo ya mën a xool nu ñuy def. mais ndongo bu jàng ba ñaari at ba dem bay waaj a def di waaj a soutenir. ngeen dàq ko licence am ngeen ne ko nee parce que état liwul mais tamit ca contrat ya waroon ngeen caa jiital loolu de. waaw même tuuti ba ñëw. allez-y voilà xam nga ba ñuy dugg ci loolu. pour régler un problème social moo ñu ci dugal. yaa ngi wax ne état bi da lay fay 400000 par étudiant et par an. yow boo andi woon sa doom tey dina fay 1 million. ah mais est-ce que feeñ na. sa doom boo ko andi woon dina fay 1 million. waaw mu fay lu ko jege mbaa lu ko ëpp ça dépend des filières yi muy def
état bi ne man n'importe quelle filière 400000 laay joxe ñu ne ko nangul nañ la ko. ndax suñuy rakk fa nekk suñuy doom suñuy jarbaat. ñu d'accord andil leen loolu. mais bu ñu demee ba ci état bi mënatuñu dem la bëgg yow boo andee sa doom bu jàng see le 5 bu fayul dugg ci école bi. mais xam nga kii taxaw di enquête kii taxaw école privée nga jàng yéen a ko wax léegi kii taxaw ma nga ca buntu école ba bu ñëwul le 5 bu fayul du dugg ñëpp sénégalais lañu ñëpp ay citoyens sénégalais lañu état bi moo ne tout le monde sur la ligne de départ égalité de chance pour tout le monde pourquoi égalité de chance pour tout le monde et pay nga accepter kii la accepter lu kële léegi monsieur kii nga bàyyi ko muy jàng ay at li Djibi wax pourquoi ngeen xaar dette bi entassé wu à ce point pour ngeen di doogay signalé wu. mais parce que lii ngeen di wax balaa mu yegg 16 milliards yi. ba ñu joxe 3 milliards te ministre de l'enseignement supérieur wax na tamit assemblée ne yeneen 3 milliards ñu ngi waaj a ñëw dugg. mais xam nga bu ngeen buggee waxtaan bi neex. da ngeen di poser benn question ñu répondre benn question ngeen dellu si benn question mais bu ngeen buggee tegle question yi. question yi day bëri. dafa am yoo xam ne duñ ci jàll te day fay la dafay li ngeen wax dafa am yoon te awul yoon. ñëwul ci yëpp. waaw léegi commencé waatal nga wax par benn ma tontu la benn par benn. waaw moom dafa wax ci du tudd sax xaalis bi ñu leen yore. nee naa lan moo tax ngeen xaar mu entassé wu ba à ce point ngeen doogay signalé wu. benn problème social lañ doon réglé xale yi bañ leen bàyyee kenn orienté wu leen chaque jour nga gis leen ci dëkk bi ñuy marche di tas di toj ay bus kenn du ñemee jaar ak sa oto buntu université. parce que xale yaa nga fay manifester. bañ leen commencé jël leen ci privé bi la coow loolu jeex ci Sénégal muy benn ñaareel ba. avant ñi agsi fii avant fu ñu jaar bind nañu ñaata yoon bind nañu ministre bi bind nañu premier ministre bind nañu médiateur de la république même médiateur moo ñu recevoir en son temps le premier ministre jusqu'à ce jour bi may toog di wax ak yéen tontu wuñu waxuma laa dañu recevoir waaw te lettre bi man Souleymane Kane maa ko déposé mais ñu jox leen 3 milliards rek ngeen bàyyi li ngeen jàppoon yëpp tamit mais da ngeen xaar ba 6 milliards soit 16 milliards wala ngeen yow tamit wax na dëgg na yaa ngi koy sorxo sama question yi jeexagul day métti rek. allez-y kon. yan 3 milliards la ñuy jox ñu bàyyi da nga gis noonu ngay dellu si da nga naan dañ leen jox 3 milliards ngeen bàyyi. ah daanaka daal seen mer gi de xaw naa wàcc giif ngeen de daa mel. 3 milliards nag milliards tuddul melo. milliards meloo woon nii la tudd nag. fukk ak juróom déggoo ma de. waaw dama milliards tuddul milliards meloo woon nii la tudd. loo mer nag bu la joxe 3 milliards sa di nga xaw a wàcc nag. ak tur woo ko mënti tudde rek. meloo woon nii la 16 milliards la ñu état bi yoxe waaw 3 milliards la ñu ci jox. instant bi kenn jàngatul. kenn jàngatul. léegi ba kañ. ba heure bu ñu trouver solution. solution bi mooy ñu éponger dette bi yëpp. wala pare ngeen pour que même su amee la moitié wala benn affaire bu ñu dugalaat defee conférence de presse bi ñu paree def nañu réunion bi ñu defee réunion génne nañu document jox nañu ko yéen journalistes yi la ñu tënk ci biir document ba xam ngeen ko état bi xam na ko kon baax na. waaw mais waxal ak sénégalais ak ñi nga xamante ne ñu ngi seen kër yi. waajur yi nga xamante ne nii dañoo war a dañuy fay. doon yaakaar ne xëy na seen doom yi dañuy foofu ñu orienté leen waaw loolu laa wax ma ne waajur yi nga xamante ne dañ doon fay. xëy na tey état bi jëlal na leen seen doom pour muy jàng si yéen te tey ñooñu noonu état bi war leen fayal xëy na ñoom bëgg nañ seen doom ñu jàng te xamuñu ni yéen lan moo tax blocage boobu am ndax bu ñuy wax rek mooy li ma wax sànq enseignants yi dañoo bëgg xaalis loolu la ñuy wax. parce que Père Sala dafa souligner lu am solo les gens quand ils entendent 3 milliards montant bi la ñuy dégg xamuñu yéen impact bu muy am 3 milliards yooyu ndax nit yi buñ ko séddoo école yëpp ku ci pare di nga am sax 1 million nit yi xamuñu loolu. moo tax ma ne day yoon nga spécifier ñu xam bu baax ñi toog seen kër mu leer seen nopp ñu xam ni yéen fi ngeen ko teg c'est parce que vous en avez besoin peut-être tey pour doxal école bi peut-être tey pour def lii wala xëy na pour fay enseignant wala yeneen. mais il faut daal ba ñu jotee 3 milliards yooyu. mu doon bañ koy wax it da tax ñu ko doon wax mooy dañ ko voté woon sur la loi de finances rectificative de juin 2018. ba ñu toogee juin juillet août septembre gisuñu xaalis te fekke ne la ko jiitu woon en décembre ba li passé mooy 2017 xaw ma 2016. waaw. joxoon nañu fi benn décret d'avance de 4 milliards. décret d'avance boobu France daal di xëddeen. ba ñu bañee 3 milliards yooyu ne France. moo taxoon ñi taxaw wax def conférence de presse. wax ak yow ci presse yi wax ba jot 3 milliards ba jot 3 milliards li ñuy waxoon leer na. 3 milliards sur 13 milliards. Oui. Mais le reste de la dette. nañ ko soldé nañ jox échéancier de règlement. léegi nag ci loolu lañ nekk waxtaan nag mi ngi am. du ma leen wax li fi nekk parce que ay kilifa bu ñuy waxtaan. kenn du ko yóbbu 3 milliards yi ministre enseignement supérieur wax. ñu ci yoon wala newu ci yoon yeneen 3 milliards yi mu wax assemblée.
yeneen 3 milliards yi wax assemblée. waaw ne leen ngeen jot. mi ngi ci yoon wala kon kay léegi mu nekk 10 ñoom ñu ngi fay seen i professeur. non dinañ ci ñëw dama leen di bàyyi ci kanam ngeen continuer il faut ma continuer ba si kanam ma bàyyi waaye ndax monsieur Kane mi cours la bëgg a def fii nii. te fii la bëgg a taxawal ci plateau. waaw waxtaan wala léegi bu ngeen waxatee ma noppi. non déedéet noonu la ni ngay def noonu la parce que sinon rek ñoom jibi duñ la ko yombal dañuy jàll léegi ci événement bi ñu doon wax sànq léegi ci kanam ñu dellu siwaat ak monsieur Kane ak Djibi Sadio. Ndiaga Ndiaye, chargé de communication de la plateforme Mboro SOS, une maison, un sac de ciment pour réfectionner école et cimetière. waaw dafa mel ni li wokk Guédiawaye de moo yegg si foofu noonu tamit. absolument oui d'abord nga may ma Ndeye Aram nuyu la nuyu également ñi ma sekkal plateau bi parce que j'ai pas eu le temps de le faire di nuyu également ñi seetaan rawatina ñi nekkee waa Mboro. oui la plateforme Mboro SOS moo lancé benn campagne programme social la tuddee ko une maison un sac de ciment au moins. parce que ci ay weer ci ginnaaw nous avons été interpellés ak nit yu ñu interpellé directement souvent de manière indirecte dañu wax nañu am ay jafe-jafe bi si njëkk je pense mooy les cimetières de Kër Magor. mu nekk cimetière bu nekk si état bu xaw a doy waar déjà amul mur de clôture ñu joxoon na une information comme quoi que ni am na ay xaj lu fa ñëw ba mel ne luy àgg ci néew yi. mais ba ñu ko waxee on a été très sensible ñu daal def déplacement dem waxtaan ci ñi nga xam ne ñu ñooy les notables du quartier. muy imam bi muy également le chef de quartier ak tamit d'autres responsables aussi ñu waxtaan ñu nag ñoom ñu effectivement firndeel ñu loolu xew na fa ba si la ñu sax improviser benn visite inopinée au niveau du cimetière pour constater effectivement li ñu doon wax ñun nag on a été très touché ñu ne lii moom bu ñu ko ñàkk ba ñuy yëkkati parce que li tax askan tamit am yaakaar ci plateforme Mboro SOS mooy quelques mois je pense c'était au mois de septembre dafa amoon cas bu xawoon na jug muy état wu toilette du lycée Taïba Issa de Mboro yi nekkoon ci état de délabrement bu avancé ba ñu interpellé na woon ñu image yi ñun ñi nga xam te ne fa lañ jàngee ñu ni lii moom fa ñu da ko saafara dinañ ci waxtaan ak le collectif des anciens du lycée de Mboro ci ndigalu proviseur également daf levée de fonds ba une société qui est basée là-bas tudd GCO daa ci également contribué considérablement ci la ñu mujjee defar yooyu toilette ba loolu jeexee nag moo tax askan bi daanaka ku am problème rek ñun lay xaar quoi donc ba ñu waxee loolu ñu ne donc lii moom fa ñu utal ko solution comme on a eu à le faire mais de fil en aiguille tamit yeneen ni tamit di indiwaat seen ay doléances. dossier yi daal di gën a ko mbiri ci macha allah di gën a bëri maanaam ñu gis ni tamit boo demee école primaire de Darou Salam amul mur de clôture et que dafa jouxter également benn dépotoir d'ordures quoi sauvage. élèves yi am jafe-jafe carrément ci boobu situation. y a également l'école primaire de Ngay Ngay 2 moom tamit mu nekk loo xam te ne lu ñu xaw a jaaxaloo la keroog ba ñu fa demee maanaam mu nekk école bu am ñaari abri provisoire on n'imaginait pas qu'à Mboro lu mel noonu xewoon na fa je pense que les images vont tout à l'heure défiler mu nekkoon cas yu doy waar ay élèves yu toog à même le sol lal basang vraiment di def cours ñii dañuy taxaw sax pour def cours pour bind parce que y a pas assez de table banc ñu ne lii moom fa am uta ko solution y a également les cimetières catholiques de yu nekk foofu noonu à la cité 2000 100 000 de clôture donc ba loolu xewee ne ñu ne daal ñun moom mënuñu si ñàkk ba ñu def la ci defoon à travers le principe de la gouvernance participative ñu ne il est vrai que l'État ne pourra pas tout faire ni également les autorités municipales kon askan mi souvent il est bien ñu jël yenn questions yi en charge loolu ci fekk suñu jël comme on dit ndimbal na sa fekk loxol borom donc image yaa ngi noonu sax quoi léegi ñu ni nañ ci waxtaan on a été voir le maire on a été reçu également par le premier adjoint monsieur Olivier mu nekk également nit ku disponible bañ ci noppee également waxtaan ci les chefs de quartier waxtaan ci également ñu ay imam on a été voir le curé ni ko projet bi daal lañ am te on peut pas le faire sans vous donc mu nekk ñu également ay nit ñu mat seen cër nangu ñu la également boobu idée donc moom la ñu bëgg vraiment amal. campagne bi da ngeen ko doo wala dooragoo leen ko. tout à fait lancement bi mooy nekk le samedi prochain samedi bi à 10h au niveau du projet Diapo donc di ci woo également tamit vraiment tous les partenaires parce que bañ ko yëkkatee am na quand même ñu bëree bëri nag waa Mboro ñu nekk ci biir dëkk bi également ici à Dakar ak tamit ñu nekk ci diaspora bi ñoom it dañu ne lii moom waaw ku ne dugg sa saako ciment. principe bi c'est ça quoi il est bien que ñu xam ni liñ ci ut ñun waa Mboro SOS mooy kër gu nekk participer ci boobu effort collectif su ko defee ñoo xam ne ñun kat ñoo réglé suñu problème bopp
et ku ci ñëw fekk ñu si ñu jël sinon voilà pour rek wax tuuti li xam te am na un lien par rapport ak monsieur Kane li mu doon développé tout à l'heure maanaam tendance baissière du niveau des élèves yi mais cas yu mel ni da koy waral aussi je pense maanaam vous n'avez pas amoo ay salle de classe yu doy ay effectifs yu pléthorique dans les établissements. toilette sax yu baaxul day indi lool ndax di nga gis fu daw jàng ndax toilette ba xëy na moo tax. absolument maa ngi koy fàtte sax parce que actuellement je pense bu weesoo yi problème yi ñu yëkkati problème bi gën a inquiété ak actuellement le lycée de Mboro ak tamit le CM1 mooy jafe-jafe ci wàllu ndox. te lenn waral ko loolu benn société bi nga xamante ne actuellement nii moo ko ñu le marché de l'eau au niveau de la zone muy Aquatec di xaw a vraiment yeex pour quand même accorder à la direction de l'établissement mu mën a branché wu sur le réseau de l'ASIFOR. loolu nag jàpp nañu nag situation bu anormale la parce que on ne peut pas comme ça priver autant de milliers d'élèves 3000 élèves daanaka ci ndox depuis année bi ba mu commencé ba léegi. et loolu également ñu ngi ci interpeller les autorités qui sont concernées di leen wax ne boobu situation moom effectivement mënu continuer donc am na yaakaar daal xëy na avant le tour des fêtes la situation va dina décanté wu. maintenant la situation donc au niveau de Mboro comme gis ngeen ko li nga xam na solo de waaye boo ci impliqué ñeneen mu gën a neex te nga ko bañ a yemale Mboro xëy na monsieur Kane mi am na sac ciment bu mu bëgg a yokk absolument foofu laa doon bëgg a ñëw pour wax ne mënuñu refuser ku ñuy jàppale donc dañuy profiter également ci antenne bi pour lancer également un appel à monsieur Kane ak kuréelam ñu leen xeebuñu dara donc lu ñu waaye mën a jàppale daal vraiment si ay tonnes tout à fait moom kay bu leen dégg milliards day yaakaar ne milliards day du dara mais tout à fait mais de toute façon daal en tout cas ñu ngi am si yéen daal yaakaar di am yaakaar également ci bépp kilifa bu nekk ci dëkk bi ñu ko wax ne kat situation bi xew foofu noonu à Mboro je pense ku nekk lay interpellé et que ku ci jàppale quand même ñu jël lancement bi donc ce sera le samedi à partir de 10h au niveau du projet Jàppo ci teewaayu kilifa yi nga xam te ñoo seq mbir mi quand même. monsieur Kane loo siy def. waaw mais lii balaa may wax lu ma ciy def sax dañ leen di féliciter parce que lii ma position citoyenne xam nga ñu doon sànq absence de citoyenneté absence de patriotisme mais ñii ay patriotes lañ ay citoyens lañ parce que xam nañ ne lii moo war a avancer seen dëkk tooguñu rek toog di ñax toog ñax mais ñi ngi jéem a def loo xam ne dëkk ba dina ci mën a profité waale kon dinañ leen gërëm li ñu ci war a def nag kooku après ñun nag ñoom la hors antenne abi initiative bi également mais am na leneen loo xamante ne nii xam naa du ñàkk xëy na mu ngi seen table wala tegaguñ ko si mu di ICS yu Mboro yi également population yi dëkk aux alentours dañuy faral di casse par rapport à la pollution et tout donc xam naa loolu tamit di ngeen si def dara. waaw bon même la même question également bi ngay yëkkati noonu ñun ñoo ko yëkkati au niveau de Mboro booy déggee ñuy wax waxu problème mu ICS je pense bien ñun ñoo ko yëkkati je pense que ñu ñooy kuréel bi nga xam ne moo nekk au niveau de la zone en tout cas au niveau de Mboro di yëkkati yooyu nga xam te ni dañu soxal trop ñun waa plateforme Mboro ICS muy la gouvernance minière duñ ci sonn duñ ci taay on a été un peu partout quand même di ci wax plateau yu bëri je pense def nañu ko te mu ngi soxal aussi ndaxte boo dëkkee ci dëkk boo xam te ne am na entreprise buy brasser des milliards de bénéfices par an mais il est quand même incongru boobu dëkk di am problème ndox di am problème éclairage public di am problème. et sur le plan de la RSE c'est vrai que mën nañu contribuer ci commune bi. voilà mais nag de toute façon comme que tamit bii moom c'est un cas très social qui peut pas attendre nous tendons la main à tout le monde muy ICS di vraiment GCO ak bépp entreprise bu fa nekk ñu ngi lay ñaan nga participer ci effort de développement bi nii ndaxte quand même mënuñu ñàkk bañ a am ay salles de classe pour nos élèves aussi je pense bien loolu moom ça interpelle tout le monde mais au premier chef les autorités municipales ak képp koo xamante ne mu ngi intervenir ci secteur de l'école. Abi. waaw lu am solo la Ndeye Aram ndax mënuñu nekk ci réew boo xam ne lu nekk da nga koy xaar pour état defaral la ko ndax bu ñu toogee tey ba jeunes yi di am yenn initiative yu rafet yi mënuñu lu dul di ko saluer te it tamit ñu fexe di am ay mesures d'accompagnement li nga waxoon def boo amee ñeneen ñu la ko defal fexeel ba yow nga gunge leen lonku leen ba seen liggéey mën a yemb mais tamit li mu wax léegi ci entreprise privée yi mën na nekk privé mën na nekk public dañuy jël exemple rek ci région de Kédougou mën nekk na région bu nga xamante ne moo or bi fa lay mais tey ñi gën a néew doole ci Sénégal foofu nga leen di fekk donc day mel ni tey la fa ne wala seeni ressources ñoom ñi nga xam ne ñoo fa dëkk juddu fa duñ ci gis seen bopp kon entreprise ya fay ne di fa suqaliku war nañ xalaat seen ginnaaw population bi nga xam ne ñoo fay ne dund. Djibi Diop Djibi nee na nay préciser en tant que porteur de voix du ñàkk également li mu souligné nii mu interpellé la en tant qu'artiste. si d'ailleurs sax man dama koy encourager di ko féliciter ci initiative bi ñu jël nii. waaw il faut pas attendre tout de l'État parce que État man la yow la ak keneen donc ñun ci logique boobu la ñu nekk parce que ñun nous représentons par exemple notre Bundu
xam nga suñu premier single bi ñu def Gujiri Ngu Moden sensibilisation la mais aussi won gars yi ni que comme ni ko sama pël bu rafet bi waxee wax na dëgg boo xoolee tey ji la région de Tamba c'est l'une des régions les plus riches du Sénégal mais malheureusement la région la plus pauvre su ma yeboo ma wax ko donc ñun kii li muy wax nii man dund naa ko parce que man jàng naa ci ay abri provisoire donc dafay am solo ku nekk ci ñun wax dëgg yàlla ca fànn wa nga nekk ak fi nga féete yow it wax dëgg yàlla nga jëmmal et puis wax dëgg yàlla ñu mën a contribuer wu ci suñu développement wu réew voilà donc premier single bi loolu la et puis voilà ñun ci loolu la ñuy dox quoi voilà wax dëgg yàlla na ci yàlla def xéewal et puis ku ci war a mën a jàpp nañ ci jàpp les autorités administratives religieuses voilà Mboro Thiès Tamba Fouta c'est le Sénégal qui gagne quoi. Père Sala looy dollil njagam yi. waaw xam nga dinaa ko dollil mais dinaa ko féliciter aussi parce que seen kii bi rek Mboro SOS bi rek loolu déjà yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci benn xadis ni hubbul watani minal iman bëgg sam réew ci gëm yàlla bokk ku ci nekk moom Mboro mooy ndeyam mooy baayam Sénégal nag mooy maamam mais néewuñ la nga toppatoo sa maam toppatoo sa ndey ak sa baay parce que sa ndey ak sa baay mu leen fee bàyyi di toppatoo balaa ngaa toppatoo sa maam toppatoo sa ndey ak sa baay pare maanaam balaa ngaa toppatoo Sénégal toppatoo fi nga dëkk muy biir kër gi defar ko kee defar buntu këram kee dem ñu génne ci buntu kër dajale ko ci mbedd mi ñu defar koñ bi jël mbalit mi tuuri loolu mooy doxal réew am na loo xam ne buñ ci xaar état ñun léegi jot na ñu jëlal suñu bopp suñu yëf muy ñëpp démb rek maa ngi ci waxtaan suma benn xarit Pikine ñun am na lu mel nii ñoo ko bëgg léegi ñun ñoo bëgg jëlal suñu bopp suñu yëf parce que imagine toi Aram tey yow tey per saala bii la ñuy gis peut-être chaque jour nañ gis télé bi muy génn ci télé bi TMTC nit ñi yaakaar la ñu am def nañ saala bii mi lu jeex këram day ko doomam lakk sax du ko yóbbu ci chef de quartier bi kër saala bii la ko indi léegi saala bii day yor lu lenn sax dafay obligé jox ko kooku pour mu dem faji xale boobu lakk après saala bii dem débrouiller ji waat parce que yaakaar moo demee noonu léegi tey ñaata saala bii ñoo am noonu ci quartier bi ñu boole suñuy loxo ki indi dërëm ki indi tàngal ki indi lii ki ni ñu boole ko mu nekk dara ñu jàppale suñu gox moo tax je pense que dina tax sax si wàllu entretien ñu gën ko fonk ndax boo ci sonnee def ci voilà di nga xam yow comme li sa dërëm demoon na ci di nga ko fonk mais li ma leen di doolil mooy defe naa li Souleymane wax li Mboro rek du doy na nekk léegi sax yokk leen ci Thiès yokk leen ci kii mais il faut ngeen am peut-être benn compte boo xam ni ku leen bëgg a dimbali fa lay jaar parce que tey du yoon rek jox ko nag nu mu tuddati Njaga Njaay rek mu dënd ko am Njaga Njaayam di dawal déedéet xanaa déedéet xanaa di ngeen am benn voilà di ngeen am benn compte boo xam ni saala bi bu bëggee dimbali SOS Mboro SOS dina ko fa jaarale Abisso bëgg leen dimbali noonu keneen noonu quoi loolu laa loolu xanaa dinaa la ko yokkal bu def merci beaucoup merci vraiment Sala merci également ci seen témoignage yi nga amee ci initiative bi ñu amee di wax ne également effectivement loolu am na maanaam y a des numéros qui sont déjà disponibles je pense que ça peut défiler sax Maodo dina ci taxaw su ko defee bu défiler ñoo xam ne ay numéros yoo xam te ne mën nañu ci envoyé te ku ci envoyé dañ ci jot incha allah et am na yaakaar ni tamit avant samedi am nañu yéen daal vraiment créer un compte moom tamit au niveau surtout ñi nga xam ñu ngi au niveau à l'étranger et puis ce qui de li ñu bëgg li ma bëgg a rappeler aussi tamit ak rafetlu ko mooy on fait ñu ngi def ay bannières sur WhatsApp et autres mais y a une dame qui nous a profondément ému italienne très touchée mu gis salle de classe yi état de délabrement yi mu nekkee ay abri provisoire mais aussitôt elle a agi envoyé li mu ñu envoyé tey la si jot donc gis nga te kooku yoram newul ci xëy na ñaangu Afrique ñaangu Sénégal mais li mu gis da ko vraiment touché mu ne faw mu def ci mu ne personnellement lii c'est sa contribution en attendant également li nga xamante ne mooy kuréel bi mu nekk tamit daal di agir donc kon ñu ko yemale Mboro parce que j'en discutais également avec le président du conseil communal de la jeunesse de Taïba Ndiaye Abdoulaye Dia sunu benn xarit mu ni moom xaarul ku ko laaj pour ma participer ci donc moom il va participer te am na yeneen kilifa également tamit notamment le conseil départemental ñoom ñëpp dañu leen interpeller di ci également profiter aussi tamit di wax rek ni ku ci bëgg a jàpp numéro yi day disponible après su ko defee ñu mën ci contribuer ndax daal am na yaakaar comme ni ñu ko waxee rek bu ñëpp defee seen benn saaku ciment mais ñaari cimetières yooyu noonu dinañ ko clôturer école yi ñàkk ay salle de classe dinañ ko matale. te aussi li ma d'accord programme bi ñaata temps lay durer. voilà donc ñu ngi am yaakaar daal au bout de 3 mois war nañu mën a mobiliser li nga xamante ne moom mooy nécessaire quoi pour ñu mën a amal yooyu infrastructure te jàpp nañu sax mu ne fa bañ a mag parce que ni gars yi tàmbalee déjà contribution yi commencé na te lancement bi accès-gul donc franchement on est am nañ daal yaakaar ne daal 3 mois yi sax xëy na duñu fa egg bu neexee yàlla. d'accord da ngeen moytu bëy yi sàngoo deru bukki yi sàngoo deru bëy. mooy récupération politique yi.
da ngeen moytu ñooñu dégg ngeen da ngeen di jëf seen yëf di ko defar ba mu baax benn li ne baa nekk ci koñ bi influent rek ñoo bëgg a yore wax ji bëgg leen a jiitu bëgg kii pour récupérer ko politique ko bu leen ko nangu dégg ngeen merci jërëjëf merci jërëjëf Ndiaga Ndiaye chargé de communication de la plateforme Mboro SOS ci li nga xamante ni ñu ngi koy waajal encore une fois yaakaar naa ni message bi leer na te ñëpp jot na ci ku am intention rek jàppale ko du ñàkk nga xam ci ngay def ni ngay jaar pardon ba mën ko def mais également ñu jox leen ay numéro rek yoo xamante ni di ngeen ci gën a mën a taxaw ngir jàppale commune boobu noonu dañuy observer une page publicitaire dellusiwaat ñëw gisewaat ak suñu artiste fekk si Djiby Sarr ak son invité mais également Habi Sow pour la deuxième actualité choisie pour ce jour. De lancement portant sur le foncier, l'émergente urgence. Dans sa rubrique Le Grand Décideur, Réussir Imo est allé à la rencontre du ministre du Renouveau Urbain, de l'Habitat, M. Diène Farba Sarr, qui décline sa feuille de route en matière d'habitat et de cadre de vie sur les sites des pôles urbains de Diamniadio au Lac Rose et sur les zones d'aménagement concerté, autant de volets importants du PSE, si cher au président Macky Sall. Réussir Imo ouvre ses pages au régime foncier, à la loi sur le domaine national, sans oublier le rôle éminemment important que jouent les notaires et les géomètres experts dans le foncier. Réussir Imo vous propose un reportage à la cité Gorgorgui, mais aussi un focus sur Dakar qui étouffe. Réussir Imo vous promène dans les coulisses du dernier forum ministériel africain sur l'habitat et le développement de Dakar et le forum sur l'habitat et l'investissement de Dubaï pour la diaspora. Réussir Imo, le bimensuel de l'immobilier et de l'habitat est déjà dans vos kiosques. Dans les annales d'histoires africaines. Tu fais la fierté de tes enfants. Gaulo, aiguise ta foi, raconte-nous l'histoire du Bundu, de Koussa Sendebo en passant par Boulel Bani.
Kolbe Ndile tapez les calebasses, scandez fort le nom du bout. Boule soit pour le symbole d'unité, de paix et de prospérité. Mais kaoule yo, balemo la walide yo, kaoule yo, balemo la walide. Niye, kaulo. Mi jam koy ruti maye, jengo di tumane. Yo ale mo ya fo. Sino wala no kaulo salabi. Anki men ko sin katake. Mi jam koy ruti maye du desam. Kaulo. Yo. Oh yo, yo, lo ari, ay, me quiero dar. Yo lo ari, ay, me belto dar. Kai, hey, hey. Yeah, yeah. Kede hande ko ni maram yo. Aram ture jongal nam yene. Ture mani boy. Wala yite ko ywe bañ. Sino na no gawlo masa. Budul won na gawlo. Yela di ma ko way rew. Duma ko way tu ñaawe. Gawlo ni. Mi jam koy ruti maye. Zeyna Aydara Aydara karara. Wallahi mi salmine maye. Bilay kay lay way sama papa yeah. Way sa papa dafa neex. Shanga wa bala jobo. Borom yara ma ci sin. Gudam ni ci biir bar jaata nga desmer yo. Kay. Ay wa. Ni kawlo yo. Bale mo la wande. Kawlo yo. Bale mo la wande. Sabi yala. Unu wango noto. Ay wa. Kawlo yo. Bale mo la wande. Kawlo yo. Bale mo la wande. Wow wow. Ay wa. Gawlo ari, hala ma quiero dar. Gawlo ari, hala ni ma belto dar. non tàccul leen ma bàyyi li ngeen def tàccul leen. ah lii tamit am na solo ba biyaa gi jógee fa mu nekkoon xam nga. Ak laay. ñëw fekk suñu fii jibi rek ndax amaat na solo encore une fois gis naa ni ñëpp yëngu na ñi bëggul woon yëngu sax ñu ngi koy def ci suuf xaw ma naa na tànk yëpp rek la woon nañu waaye man sama bos teewu ma ko xam naa risu tamit du ñàkk yëngu nañu neex na torop waaye comme tey man dama am traducteur spécial dama bëgg mu ñëw en peu de mots ci li nga doon woy fii ci lu baax nag li nga defanteeg man bëgg naa balaa ngaa dem da ngay ànd ak man ma jaar côté bureau PDG rek
defal lu baax parce que waruma seetaan nii tamit ak li nga ma fi defal Abi en quelques mots ci li mu wax léegi fii. waaw avant loolu Ndeye Aram damay jàllale message yu Abdoulaye lii nee na yow Ndeye Aram nga jëkkati 10 000 nga joxol ko moom Jibi ndax vraiment lim ko wayal ndax vraiment li mu way neex na trop dafa am émission ci kaw mais wàcc na ba ci suuf na xam nga deret dafa fort li mu way ci pulaar neex na trop mais bon li ma ci jàpp passage bi muy way tonton Sala nee na nekk géwél dafa doon lu rëy bu du toon géwél kenn du la waxal sa baaxi maam mu doon lu nga xam ni ñëpp xam nañ ni dëgg la doon na lu am solo tagg na boppam nag ndax wax na lan mooy njariñu gawlo ci société bi. Très bien Persal. xam nga li mu wax sànq dafa géwél ak artiste du benn mais mun ngaa doon géwél doon artiste mun ngaa doon artiste te doo doon géwél mun ngaa boole ñaar yëpp aussi keroog damay waxtaane benn xale ma ne ko géwél ak uude ak lawbe ñoo composé li nga xam ne moom mooy sabar lawbe bi moo ko yett waaye bi nga xamee ni boucher bi rey na bëy bi da ko yóbbu ci uude bi da ko jënd dafa jënd der bi dem wulli ko géwél bi doom fa jënd ko dem for ci sabar bi ñu bëggee sabar bi ñu bëggee muri dañ ko yóbbu ngéwél ma dem bay dem benn pël woo ma ni ma am na loo fàtte ma ne ko lu ma fàtte mun ma bëy bi pël ko sàmm ma ne ko dégg naa dëgg voilà loolu moo lay wan ko affaire bi chaîne la parce que géwél moom mooy daan fekki xare lañ ñaaw ci xare ba yëpp mu nëbbu ko seet li rafet mu wax ko géwél mooy fekk nit Jooni ak tey Njaga ñoom ñaar ñu dem ba nar a rayante saali bi nga ñëw lii mais yéen xanaa xamoo yéen ñaar li ngeen bokk sa maam diw yéen ñaar seen maam wax leen ba ñoom ñaar ñu retrouvé fa xam ne ay mbokk lañ loolu tax géwél rôle am li ko war ci société mooy di suude di defar lu nar a ñaaw géwél du ko fekk moo tax sànq bi mu woyee doo xam li muy wax moo tax abi dafa ma tekk sànq li mu wax ma xam ne kii li mu wax xam na ko te wooy bi woykat bi def ak wooy bi yuuxukat bi def ñaari wooy la mais bokkuñu loolu géwél rek ko mën a xam alors ñu dellu si waat si yaakaar naa ni waaw yaakaar naa ni à l'unanimité ñi si plateau bi yëpp apprécié nañu li nga xamante ne mu ngi koy def même su fekkee ne une bonne partie comprendre ñu la langue loolu moom wax nañ ko sànq nekkul barrière bi ngay nekk it sur scène maa ngi naan Père Sala bu ma ko déggee mu yuuxu sama xel dafa dem si Demba Guissé ndax sànq maa ngi naan ko également timbre voix bi macha allah bu woyee tamit sa xel dem si leneen dem fu sori waaye damay ñëwaat encore une fois si sa liggéey tey nee nga am nga single am ngay vidéo mais ci wàllu projet fan nga si toll ci loo xamante ni xëy na tey yaa ngi waajal album wala nekk na loo xamante ne nii mi ngi en vue ñu ñëw si beneen bi ñaari question laay boole ndax xam naa monsieur Kane day bañ lool mais man damay tegle ñaari deuxième question bi est-ce que tey am nga rapprochement ak ki nga xamante ni moo di Baba Baydy Mal ndax bu ñu ko waxee it ci li ngay def moom it nekk na ku ñëpp ràññee ndax tey am nga rapprochement par rapport ak moom pour gën a mën a it suqali rek li nga xamante ne yaa ngi siy yëngu. waaw di la gërëm di la sant et puis di gërëm suñu papa Alaaji Sala Bigué moom je crois que ni wax na wax yëpp quoi géwél dafa nekk loo xamante ne si dafa nekk loo xam ne lu noble la. waaw géwél damay waxtaan ak sama benn pa ndeysaan mu ñëw yaa mu ne ma boy vous n'êtes pas n'importe quel griot yéen ay griot VIP ngeen. comme Père Sala moom macha allah waaw moom dafa xam boppam. ba pare xam ki mu doon xam moom lan lay peser ci loolu géwél dafay yor jikko puso da ngay ñëw ñun pëli ñoo naan jikko meslal ak ñootat donc géwél boo seetloo daraan toog comme ni mu ko waxee moom ak buur bi wala ak le bourgeois ci bu xaaji guddi kooku du yor dara ci këram géwél ñëw am lu mu ko bokkal bu xëyee waxal ko ay baaxam kon loolu géwél le rôle du griot dafa nekk loo xam ne lu sacré voilà pour revenir ak sa question ak El Hadj Baba Aïssata Samb Boubou Yacine kooku dañ koy ñaanal yàlla guddal fanam xam nga yokk ko wér yokk gën a wéral baat bi gaa ñu bari dañ may laaj ni ma yow lan nga bokk ak Baba man na ko loolu moom dafa jiitu sama juddu parce que Baba ñëw na sama kër maam defoon fa 6 mois yelaa bi macha allah boo gisee tey gi ma ci gërëm képp koo xam ne rek géwél nga di géwélu alpulaar yi Fuuta Fuladu fu ñu mën di nekk ñu ngi leen di ziar. def na fa loo xamante ne si wax dëgg yàlla ci wàllu musique
tey jii nga gisee ku mel ni El Hadj Baba ak sama papa moo koy nuyu Maysour Diine Gawlo di ko ziar lu bëri wax dëgg yàlla loolu amaguñu occasion bi mais xam naa ni incha allahu rabbi par le biais de la magie de la musique dinañ mës a tase fenn. loolu moom bu soobee yàlla xam naa ni am naa ci yaxin li am solo mooy liggéey ba pare gëm sa bopp gëm li nga doon gëm ni yow lii ma nekk nii incha allahu rabbi dinaa ci réussir. voilà loolu rek moo ci am solo sa beneen question bi. ci wàllu projet yi ah. ok foo ci toll album. en vue pour dire vrai. waaw album tey jii nii. waaw mënoo ko def xamul tax on n'a pas une industrie d'abord. industrie bi war a tax wax dëgg yàlla album parce que c'est un budget waxuma la defantu album ah. voilà am producteur bu nekk si ginnaaw ngemb album bi. loolu moo amul waaw non et voilà loolu c'est de un de deux man du ma ñëw toog ma ne par exemple un producteur na ñëw produire ma. xam nga loolu c'est un peu dafay xaw a nduru sax ñàkk a gëm sa bopp damay jàpp ni nit ki li ngay def ko ca na mu gën a baaxee ku la ci fekk mu fekk la ci mais tey gi pour revenir tey gi sa question bi tey gi album tey soo ko defee da ngay nañ ma baal ci kàddu bi dafa mel ni da nga yàq sa xaalis parce que gars yi jëndatuñ léegi benn système moom c'est-à-dire kay bu ñu génnee album ñu ngi koy rattrapé wu ci live yi c'est-à-dire artiste ñaari ñoo ko yor production ak prestation un artiste qui ne produit pas et qui ne preste pas dina jafe lool mu ngi mel ni tey nga jël exemple tey ak footballeur bi le sportif c'est-à-dire sportif bi tey gi ñu ngi koy xamee tey gi ci par exemple nekk voilà muy football di dem au terrain di entraîner wu comme ni mu waree te boo entraîner tamit doo football bu yàggee soo moytul après découragement da lay yomb en grosso modo loolu la ñu ngi am projet boo deful album kay yaa ngi kon ci prestation non album insha allahu rabbi bis bu jotee rek dina yomb tey gi boo xoolee tey gars yi single yi ñuy jël moyen la boo xamante ne si ci artiste bi dina tax gars yi di la bàyyi xel di la ràññee et puis du tee yaa ngi def tamit say programme en parlant de projet tey gi am nañu tamit insha allah concert bi ñu war a def xam nga comme li Papa Alaaji Sall bi ngay wax ak li sama waa ji Mboro gis nga nit ki li ñu naan bay sa wewu tànk ñun dañu fier ci lu ñu doon on chante damay woy ci olof damay woy ci dans les autres langues parce que artiste tey gi porteur de voix la artiste tey bu waxee pëli ñoo naan xaala xede c'est-à-dire que à chaque fois soo waxee nit ñi di la dégg loolu nag c'est pas donné à n'importe qui sant yàlla ñun ba tey gi bu ñu waxee gars yi nañ mën a dégg li ñuy wax voilà donc concert bi le 27 incha allahu rabbi ngeen ma baal ci publicité bi parce que yaa ma laaj projet. yow non yow mii kay liñ la war a may yëpp dafa bëri. may naa la bii tamit. voilà le 27 décembre ñu ngi Goudiri na ko waa Bundu gépp waaj ak Fouta le 28 le 29 nous sommes à Bélé bu soobee yàlla di wax ni rek Sénégal yamul rek ci Ndakaaru. waaw les artistes qui sont là c'est pas parce que ils sont plus talentueux que les autres qui sont au fin fond du Sénégal am na ñoo xam ne ñoo gën a ay jibi ñu ngi foofu. nañ leen jàppale ci loolu te justement pour revenir ak kii li mu wax Mboro SOS ñun am nañu par exemple suñu benn maman Salmata Cissé mu ngi def Fandu Almudu boo ko déggee mooy ñamu taalibe boobu noonu voilà donc ku nekk boo amee sa benn saaku ciment ñëw indi teg keneen bu ñëwee indi neneen ak ñeneen donc Sénégal jëm kanam daal France jàddu koñ jërëjëf Djiby Diop bu Jim waaw macha allah yàlla la yàlla defal jàmm. professeur la du leen voilà c'est une très belle question boo xam ne dama ci sawar di tontu. waaye quelques questions secondes nag laa la may Djiby c'est pas parce que nii way nga ma fi ma yëngu rek nga bëgg a jël sama temps quelques secondes. nga dama bari wax nag dama bari wax. man xam nga seen émission bi macha allah yaa professionnalisme bi fi nekk ak wax dëgg yàlla yenn xam-xam bi fi génn. daf may martu nii wuyul ma si kat. alhamdulilah kon donc Jim Art Djiby ak Mass laa jël. may gërëm sama gars yi grand Boro ak Youssou Djiby ak Mass laa jël art dans son intégralité mais loolu du fa yem rek ma jëlaat ji qui veut dire en bambara ndox l'eau source vitale nga jëlaat Mass ba léegi almaaw arab moo ne almaaw ba léegi dafay ñëwaat ci ndox donc sans eau il peut pas y avoir de vie donc art tey gi ne soyez pas surpris qu'un jour Djiby ak Mass def cinéma wala boog ñu yëngu ci leneen parce que ñun foofu noonu au niveau de notre zone comme Bundu. waaw
parce que les gars yi dañu mel ni sax léegi bul ni les ambassadeurs du Bundu tonton Dieng Cissé mu ne ma non léegi da nga naan les ambassadeurs du Sénégal oriental. très bien voilà donc grosso modo loolu la Jim Art loolu lay tekki jërëjëf ci laaj boobu noonu. Djiby Diop ànd ak waa Jim Art doonoon tey ndaanaanu toi-même tu sais noonu la ñuy jaaree def deuxième actualité bu internet doogay jeexalee ak kii di Djiby Sarr ay son invité. Sur Dakar Matin, Sénégal, conflit entre Macky Sall et Karim Wade, Mohamed VI en médiateur. effectivement Ndayaram Touré loolu lañ jàpp ñu gis ni ki nga xam ne moo di buuru Maroc Mohamed VI jamono ji moom moo taxaw ngir rataxal diggante ki nga xam ne moo di Karim Meïssa Wade ak njiitu réew mi Macky Sall ci loolu sax am na journaux yu dem ba ne Macky Sall ak Karim Wade jot nañoo gisee foofee ca Paris foofu noonu bay jot a waxtaan loolee nag dara waralu ko lu dul jéego yi nga xam ne buuru Maroc def na ko waaye tamit président réewu Mauritanie di Mohamed Ould Abdelaziz ci fàttali rek moom Karim Wade bi ñu ko bàyyee ba tey mu nga foofee ca Dubaï waaye tamit dañoo signé woon benn protocole bu nga xamante ne si nee nañ waru fee ñëw ba 2021 lu ko may su ñëwee fii ci Sénégal dina fay si lu ëpp si 130 milliards ci suñuy koppar yu nga xam ni jàpp nañ ni moom la yoreel trésor public loolu nag jot nañ information bi nga xam ni yooyu la koppar dowaa taxaw na ngir fay ko. Très bien monsieur Kane xibaar bi jàngat boo ci def. waaw jàngat bi. xam nga li mu daanee la sax moom a xaw a jaaxal parce que bu ñu nee 2021 la fay dellu si su fi dellu si daf ñuy fay 130 milliards wala 138 milliards. mais bu fekkee ne dellu si na ci diggante bi dinañu ko fay bu fi dellu si wul xaalis boobu dafay marax xaalis bi kan moo ko moom Macky Sall moo ko moom wala Sénégal moo ko moom. xaalis Sénégal. xaalis Sénégal noonu lañ koy négocier da ngay dem toog àll ba 2021 ma réglé may bëgg a réglé après yow nga ñëw ou bien wala noonu dans ces conditions là dëkk bi dina doy waar. loolu lii xaw ma gisee nañu Doha xaw ma gisee nañu Paris xaw ma roi du Maroc mi ngi ciy négocier ou pas mais am na loo xam ne moom lépp lu ñu ci mun ci négocier li nga xam ne mooy àqu Sénégal li alalu Sénégal dañ ko war a sàmm Sénégal jot ci. parce que man des fois damay dégg ñu naan bon l'état a dit que Karim bu ñëwee dañ koy jàppee du fële yóbbu ko def ko contrainte par corps dégg naa sax ay autorités yu koy wax waaw mais Karim du moom rek la ñu condamné. ana ñu condamné woon ak Karim ñu war a fay 138 milliards lu tax ñooñu du ñu fay pourquoi Karim la ñu contrainte par corps. am na yoo xam ne ci doxaluñu réew ci kuy woote bonne gouvernance dafay tey xel. très bien Djiby. waaw peut-être jéego bi man dama koy rafetlu ndaxte bu chef d'état bëggee rataxal diggante ñaar ñoo xamante ne nii ay soi-disant adversaire buur nga naan chef d'état. waaw ba tey buur ndaxte moom moo njiite réew ma ñu ngi jéggalu bu fekkee kàddu gi ñu wax réew mi ndaxte ñu koy traduire roi la roi du chef d'état wax nga dëgg de wax de daa métti tam nga wax ba wax loo war a wax wante ñu ngi jéggalu daal mais pour revenir rek dañuy rafetlu bu baax a baax jéego bi parce que c'est intéressant ñaari adversaires yoo xamante ne ni tension mën na ci am seen i diggante mu ñëw pour rattaxal ko mais man feneen fi may waxee mooy en tout cas kaawu Karim Wade dafa nekk na ci loxo yu yoon foofu moom dañ koy bàyyi rek ba tey mais nag dafa nekk loo xamante ne ni vraiment sénégalais yi soxla nañ lu leer soxla nañ ñu leer ci lan bu dee Karim li ñu koy wax moom moo ko def wala li ñu koy tuumaal moom moo ko def wala daa war a apporter xaalis wala daa war a indi leneen li laay war a suul moom tamit wala waa këram nañ toog ñu wax ñu leer mais ñoom tamit seen waa PDS ba tey kenn xamul de suba Karim day ñëw gannaaw suba Karim du ñëw gannaawaat suba Karim mu ngi Maroc. ba démb conseil constitutionnel nee kenn xamul. mais nañ li laay war a suuli ñoom waa PDS nañu jox kenn seen kàddu mu génn wax ñu leer ñun ñu comprendre beneen bi mooy lan. waaw ki nga xamante ne ni moom mooy comme ni ñu ko waxee rejoindre un peu monsieur Kane mooy bu fekkee nguur tamit atte na jaar ca yoon. bu dee waa ji dafa yor xaalis boo xamante ne ni war na koo teg ci table bi amul 2021 amul 2019 dafa war a fay ci ni mu gën a leeree ndax xaalis bi ñoom moomuñu ko. seen parti moomu ko ñun ñoo ko moom man la yow keneen ak keneen bu dee dafa am loo xamante ni daf ñu ko war a fay mu fay ñu ko ndaxte tamit duñ fi nekk di nëbbu doomi kenn di dóor doomi jàmbur li ñu bëgg daal mooy na leer daal ci camp ñaari camp yépp persala Karim bi paa nag dina ñëw bu fekkee li ñu wax ne ab yi lu mu fësal léegi buñ ko fayalee xaalis toppatuñ ko day ñun l'essentiel mooy na xaalis bi dugg loolu la ji bi wax waaw buñ ko fayalee nag mu ñëw moom xanaa élection yi dina neex moom bu ñëwee bu ñëwul bu dee liñ ko wax dëgg la dañu fay suñu xaalis quant à mu ñëw nag geste bi rafetlu naa ko trop parce que après la pluie c'est le beau temps dafa am lu leen boole ñoom ñaar Ablaye Wade moo jur Karim ci deret mais Ablaye Wade aussi moo jur Macky Sall ci yar moo ko yar tey Macky Sall tey li mu am ci politique fii mu fonction yi mu jaar yépp Ablaye Wade tax mu nekk kon donc ñooñu ñu juboo
ci diggante jullit ak morom sax loolu képp kuy citoyen di jullit da nga ko war a rafetlu war na am yàlla nay ko si yàlla suñu borom def ñee ciy ñëw aussi di ci dox ay tànku jéego tamit yàlla na leen ci yàlla may ndam parce que du ñu jàmm ko gën mais tey jii bu ñu continuer nii ñuy def waa PDS di xëcc fii waa APR di xëcc fii ñee di kii après Karim Wade di tëpp fii policiers yi commencé dàq nga gis jeunes yoo xam ne sa seen nekk ci ñu jàpp leen ci tëj leen ci après lépp day mujj daanu suñu kaw te du dul jàmm moo ko gën kon man geste bu may rafetlu la nanu waxtaan juboo Karim Wade bu waree ñëw na ñëw mais bu dee ñëw nag ba ñëw ba toog it xaalis bi nga xam ne moom Sénégal la ko moom ak Sénégal ak njëriñam daal vraiment na ci feeñ Abi waaw pour clore man li may rafetlu mooy geste bi nga xamante ne roi du Maroc Mohamed VI def na ko mooy gis diggante bu am lënc nga ciy dox tànku jàmm ak ki nga xamante ne mooy président Mauritanie Mohamed Abdelaziz moom tamit loolu am na solo day wane ni rek relation am na ci réew yooyu am na seen diplomatie bi peut-être que am na benn côté mu ngi dox am na lu ñu doon xalaat ci Sénégal Mauritanie daanaka amul ndax président bu demee ba am sañ-sañu woo beneen moroom président pour rataxal diggante ak opposant am na kon loo xam ne mën nañ njort bu rafet ni diggante bu rafet am na fa mais man lii tey sama xel mooy condition bi ñuy teg ci fay xaalis bi xaalisu trésor public la mu ñëw da koo war a fay mu toog dowaa da koo war a fay nekkul ni da ngay ñëw da ngay fay ñëwoo bu ko fay vraiment loolu bu dee dafa ëpp sax yàpp sénégalais yi la ndax soo ñëwee nga fay soo ñëwul doo fay vraiment nag dama naan ndax xaalis boobu kon après bu ñu ko joxee kan lañ koy jox bu dee lu ëpp 130 milliards nga koy xuuxalee nit soo ñëwee joxe ko su amee ku ko joxal dowaa mi taxaw d'après les informations ne pare na pour fay ko kon donc bu ñëwee joxe xaalis boobu mën na bokk ci élection yi te tamit waa PDS. élection yi kay beneen kii la beneen fànn la parce que élection yi moom ne s'est pas inscrit sur les listes moom ministre de l'intérieur wax na ko ba pare. Mais ñoom ñëpp muy camp présidentiel muy PDS ñoom ñëpp kenn mënu cee wax dara lu leer ndax benn membre PDS mënu la taxaw ne la Karim jour bii lay ñëw. ñoom ñëpp xam nga lu ñu lay wax fan yi di ngeen ko gis kon donc war nañ ñoo leeral bu baax ñu xam nag vraiment ndax àtte bi ak condition yi ñu ko bàyyee ak xaalis bi mu war a fay vraiment ñun ñu xam si luñu ne ndax à chaque fois ñuy ping pong suñu xel yi kii bu waxee lii kii wax lee loolu war nañ ko fee jeexal. jërëjëf Abi ñu tey di ko petit camp petit camp xam nga petit camp bu gën a métti football grand cas sax garaaw bal bi dina def ay pousse ak yooyu bal bi xawoon na petit camp teel bal bi suñu xol yi lañ tey di ko petit camp ñu ngi petit camp suñuy xol. ci bi ba bàyyi la ak sa invité ngeen tàggatoo. pour comme que ñu ngi wax politique li ñuy laaj rek mooy naka nga gisee yow ci wàllu orientation nouveau bachelier quoi politique bi nga xamante ni moom le chef de l'État teg mooy lan te ñu koy waxee ci jargon étudiants yi Macky famille li ñu leen di orienté politique bi noo ko gisee lajj la wala baax na soo doon analyser yow. fi ñu toll nii tey lajj na. pourquoi problème yi mu jur loolu kay jibi nag yow yaa ngi wax léegi xale yi boo kañ lañu ko jàng. waaw niveau bi kat ngeen bañ moo tax. ci bi bàyyil foofu nag bu dugg ci terrain boo xamante ne moom évacué na ko ba pare génn ci néeg ba pare wii duggaat ci néeg bi. gis nga c'est que di nga fa tëj sa bopp dina la rey. bu duggee rek fekk ma toog ci biir néeg bi di waxaat. léegi yow. jàpp nga boo duggee rek fekk ma toog ci biir néeg bi mais en parlant de politique justement yéen waa école de formation yi yéen ban politique ngeen teg pour ñi nga xamante ne ni moom mooy seen i diplômé ñu mën a même bu fekkante ni ñëwaatuñ ci kii bi mais ngeen leen di assurer ñuy dugg di am insertion ci bu ma mënee wax fonction publique bien sûr. xam nga am na loo xam ne boo ko waxee da ngay wax la rek ca ginnaaw dëgg parce que dëkk bi tey fi mu toll koo na dinaa la utal liggéey danga koy nax dañuy waxante dëgg ñun garantir lu ñu la utal la liggéey. je donne un exemple les étudiants yi def concours CESTI muy un concours très sélectif ñu nekk 30 dem jàng CESTI génn est-ce que dañ leen jox liggéey. ku ci nekk yaay dugg ci rédaction yi lijjanti sama foo liggéeyee. pourquoi ngeen bëgg imposer ñu ko ñun. mais nag ñi ngi bari ñi am na lu ñu ciy def. li ñu ciy def mooy ce qu'on appelle les alumni maanaam ñi nga xam ne ci sa école la ñuy diplômé da ngay garder relation ak ñoom boo liggéey boo soxlaa un stagiaire mën nga ko woo mu bu fekkee mën na ko lijjanti mu lijjanti la ko nga placé ko mu def stage am bu xale bi defee stage am bu defee ay preuve am mën na fa jaaree liggéey. am na ay convention yoo xam ne da nga koy signé ak entreprise yi. yaakaar naa sax dinañ leen seet ay communication yéen waa DTV ngeen ñaata question rek la ñu war a mën a may mais benn bi mooy lan ñu gis ne FEPES am na CEPES xawma yeneen ak yeneen te mu mel ni tamit yéen dafa mel ni déggoowu leen de yéen ci mooy association bu ñu déggoowuloon dinañu am le cadre unitaire mais da ngeen a sës dañu am cadre unitaire man dama foon nag bu ñu nee fédération rek moom kii fédération waaw non dafa am ngeen a waroon nekk ci kaw waaw mais ay nit fu ñu nekk
il faut que mu am ñoo xam ne ñooy gën a am affinité yu ànd seen liggéey. mais terewul am nañu cadre unitaire. cadre unitaire boobu tey jii moo fédéré 3 organisations faîtières yi fi nekk muy FEDEPS CEPES di FEPES di CGE. cadre unitaire boobu mooy le CUDEPES moo leen fédéré tey bu ñuy toog di waxtaan ak état bi du ñu dem en tant que FEPES. du ñu dem en tant que CEPES mais dañuy dem en tant que CUDEPES. mais ndax am féewaloo googu du politique. du féewaloo. politique nekku ci ndax bu ñu gisee ñenn ñi dañuy taxaw mel ni dañuy jàppal tànk le ministre de l'enseignement supérieur Mary Teuw ñu gis ne ñee dañuy taxaw mel ni ñuy clash Macky Sall gis ne ñee dañuy taxaw est-ce que du politique. xanaa yow yaa gis ko taxaw di jàppal Mary Teuw wala ko taxaw di ni ñuy waxee kat damaa xam ne ñu yoral la xaalis ba pare ngay tagg moom gisaguma ko de ca biir laa nekk gisaguma ko gisaguma clash boobu ngay wax xam nga yéen du ngeen. non dañoo analyser monsieur Kane nag baal di wax yéen question wu jibi la. nga bëgg ñu ko. comment commencé ba léegi ñoom journaliste yi laay wax. ñoom journaliste yi laay wax parce que dama leen xam. dañuy analyser rek ñoom. da ngeen gis kat man Père Sall bii mii du ma yoral xaalis man ma taxaw mii naan ko Père fay ma ba pare ma tourné fii su ma demee fee naan ko Père Sall bii yaa fi ne yaa fi ne. xam nga xaalis moom ku la ko yoreel jibi di nga taxaw ne ko fay ma. waaw surtout que xaalis boobu nga yaakaar pour fonctionner mais wekkuñu suñu lépp naa la jox benn exemple bu ndaw xam nga da ngeen di wax naan ñun dañu bëgg xaalis ak la ñuy wax. ku bañ xaalis ngeen a bëgg xaalis de. ku bañ xaalis. xaalis moom seen kilifa gi ci kaw laa ko tàmbalee ba ci suuf kenn bañu xaalis waaye RDV DTV fi gën a bëgg xaalis ñëpp a bëgg xaalis. mais dama lay wax lu leer. waaw ñun boo xoolee foire bii jeex barki démb mais on a pris un stand là-bas. ñun waa FEPES. ñun waa FEPES. financé nañ ci plus de 2 millions et demi jëm 3 millions xam nga pour lan may Sénégalais yi ay bourses ñu ñëw jàng si. alors pour terminer loo ñuy proposé pour njàng. ñun def nañ ko. njàng privé mi mën a delluwaat fa mu nekkoon loo ñuy proposé. comme njàng privé ban ngay wax mu delluwaat. njàng mi lompoñ na. tàggatee njàng mi li ko lompoñal rek mooy état bi yore xaalis fayul école yi. bu état bi fayee école yi njàng mi nekkaat fa mu nekkoon kenn dootul dégg lenn xale yi dem jàngi. loolu rek la. jërëjëf Djibi ñuy remercier également Souleymane Kane membre fédération des établissements privés d'enseignement supérieur nekk enseignant waaye c'est pas pour rien tamit mu nekk xam naa syndicaliste ndax defante naa ak ñun Père Sala ba émission bi jeex su ma mënoon tey dama lay changer loo waat tamit avis du jour nga avil ma monsieur Kane mais garaawul ba mu bàyyi la ak avis du jour ñu clore. non dinaa ko ci laal sax parce que nag xam nga avis du jour selon ci li ñuy waxtaanee rek ci laa koy link. dañuy jàng moo yor réew te dama ne ku ñu jàngal ba nga nekk jàngalekat même boo ci amul xaalis war ngaa mën a fay bor parce que dañ laa jàngal ba nga nekk jàngalekat d'abord te dañuy réew jàng leen bu ngeen jàngee xam ku xam am ku am man ku man tedd ku tedd tere say mbokk. dëgg la kon loolu war naa tax jàngalekat bi jàngale te kenn du nuru bokki jàmbur kenn say mbokk ngay nuru mais sànq wax na lu am solo Sall Bigué docteur la rek tax doomu ko feebar ci comme ñu yóbbu leen ko ci doomu Sall Bigué ndax bàyyam docteur la ku mu pikir da ngay dee ci seen biir am na ci saxayaay am na ci guuse tànn leen saxayaay bi guuse bi sànni ko li baax ngeen jox ko doomu aadama yi ñu consommer ko dis ko du ngelaw ba mu réeree di wër ci àll bi di réer di wër ba réer jekki-jekki gis genn góor gu taxaw ñoo ni ko papa man dama am nuróog yow mu ne ko maay sa maam goomu sa baay buuboo ngi nii sa papa dangi na ngi nii doom dangaa réer feeñ nga kenn nuru bokki jàmbur ku ne say mbokk nga nuru bonne nuit. jërëjëf Père Sala pour avis du jour bi man moom a gën a neex parce que xam naa instant bi monsieur Kane du waxaat day jeex amatul temps loolu moo tax ma kontaan si di leen remercier également di remercier Djibi ak ki nga xamante ni moo di Ndiaga Ndiaye léegi xibaaru mbarax yi ak Serigne Modou Mbacké ñaa jaa ngeen jëf ba suba incha allah.
sell ni li fi maam ñi bàyyi woon wax ci sell yi fi maam ñi bàyyi woon fonk àndandoo tànn àndandoo fonk mbokk yi fonk xarit yi jokkalante ci yërmande mu ñaalante ci teranga cosaan mooy tax nga xam ki nga doon soo koy fàtte ñu fàtte la cosaan man su ma neexee dellu cosaan bilay walay nee ma cosaan man music bi may sëna cosaan everybody say kan baam rek soo rekkul damay rek ay man damay nee ma cosaan man music bi may sëna cosaan everybody know my name don't lose your way get back to the roots when you track string the way do not follow your boots we back in the roots dellul fii nga jógee ngir gën a xam fi nga jëm bul foowee mukk sa xam-xam ndax mooy dëgg sa am-am noir et fier de l'être c'est pas de l'être qui font ses êtres African rap the mixture everybody leading the structure come together is the need to know who you are show sign man su ma neexee dellu show sign bilay walay nee ma show sign man music bi may sëna show sign everybody say kan baam rek soo rekkul damay rek ay man damay nee ma show sign man music bi may sëna show sign kalamati lay jamaamu lay jam katu baaraam